ambassadeur ñëw depuis Paris Forum Kër Ndiaye Lo di leen présenter émission bu neex macha allah comme niñ ko waxee tey nag ñu war a ñëw si jàngat bu am solo boo xamante ne moom lañ leen bëgg a indil ànd seex yéen ñëpp sunu followers yi ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre boobu ba léegi yàlla na yàlla defal leen jàmm yàlla na yàlla defal leen xéwal yàlla na yàlla defal leen sutura tey nag ñu am ayca kon nag mu ngi noonu nag tey wax ji ñu war a indi tey jàngat ko mu nekk lu am solo ñuy ñaan ngeen partager ko ndax tey jii dañu war a waxtaan lu am solo pour jàmmu Sénégal pour ëllëgu Sénégal pour vérité au Sénégal dafa am ñoo xamante ne nag dañoo jóg pour def diaboliser jóg pour diaboliser jigéen jóg pour toroxal jigéen jóg pour ñàkk wormal jigéen ku si mel ni Ousmane Sonko ak waa këram ba pare yemul ñu si jigéen ñi rek mais à travers jigéen ñu bëgg si ñu ñàkk wormal li nga xamante ne mooy suñu institution suñu constitution et cetera muy police muy gendarmerie muy yëpp wane na cette haine là. Un point de presse parce que c'était pas une conférence de presse comme le disent les gens. Il a pris ses journalistes à lui qui le défendent partout dans les plateaux de télévision et chaque jour que vous voyez ces journalistes là sont toujours là à défendre Ousmane Sonko. Ils n'ont jamais défendu Adji Sarr, ils n'ont jamais défendu l'État du Sénégal, ils ont été, c'est des journalistes qui font partie de la communication de PASTEF, cellule de communication de PASTEF que dirige El Malick Ndiaye. Ce sont ces journalistes-là qui ont fait ben dictée préparée, ils ont fait leur dictée préparée. Ils ont donné les questions qu'ils doivent poser à Ousmane Sonko. Il avait toutes ses feuilles devant lui. Et l'autre jour, quand Adji Sarr parlait pour la première fois, ils avaient vu une feuille qui était sur la table, c'était la feuille des journalistes. Ils ont dit que oui, Adji Sarr faisait de dictée préparée, dañ ko tégal ben feuille ci table bi, mu nek fofu di lire etc. di wax. Aujourd'hui Ousmane Sonko mom deful dictée préparée, mu ngi yor ay feuilles ñu koy question yi ñu ko wara non poser, ndekete gaay mom xamna réponse yi ba paré. Am ben question bu koy déranger moy question Adji Sarr bi. Bobu dañ ci ñew. Tey laa leen di génneel fenni Ousmane Sonko si procès bi yëpp ba mu jeex tak waaw fenni laa leen di génneel fenni mu fen yooyu yëpp dinaa leen ko génneel waaw jarul ngeen may woo dama bëgg a développer ba pare quoi incha allah ñu bàyyi ma rek ma développer ñëw parce que direct point de presse bi li ñu si bëgg waxtaane mooy le point de presse chaotique de Sonko dictée préparée échouée. Hypocrisie de Sonko, sa haine, sa peur, le mythomane tombe encore, Ousmane Sonko tombe daanote na ci biir piège jàngat ci wax ji son passeport, le procès le procès qu'il veut fuir, la conférence de presse de Kodas aujourd'hui à Fun City bi nga xamante ne yokk na aussi tiital ko à 15h tey jii si samedi bi 12 kii bi aussi mu war a am conférence de presse à partir de 15h Fun City Kodas xam ne collectif pour la défense des droits de Adji Sarr ñoom ñu war a def conférence de presse di wax journaliste yépp nag ngeen ñëw ku demul bul na yëgoo ko woon parce que Ousmane Sonko imbécile boobu bu ootee conférence de presse wala bu doxatee sax wala mu pété sax lu mu manti def ti séeréer sax yéen ñëpp ngeen ñëw dakk kay micro quoi mel ni kuy jaamu yàlla quoi te bu dee nit ñi di wax waxu Sénégal ëllëgu Sénégal di wax loo xamante ne réalité Sénégal la yéen doo leen si wax léegi nag da ngeen ne Adji Sarr amul droit waxe feneen ñii di jàppale Adji Sarr amuñu droit wax si presse bi et cetera Ousmane Sonko daal moom moo war a am droit wax mooy choisir ku ko war a poser question wala ñan ñoo war a wax si moom léegi tey nag ñu ngi leen di wax ngeen dem Bassirou Dieng nee na pourquoi Ousmane Sonko n'a pas dit la vérité à ses partisans qu'il a toujours son passeport waaw mu ngi noonu waaw loolu bu dee moom nee na moom mu ngi wax toujours son passeport ba pare di wax ay partisans am gars yi ñoom fii ñoo fi génn parce que Dembo Ndiaye ne ñoom ñu ngi wax pour ñu delloo ko passeport am def si ay tourneex def si lu nekk kon nag xam nga kon ñii dañuy fen askan bi def nañ fi conférence de presse ñu ngi yooyu yëpp kii nañ ko dinañ si ñëw dinañ wax ne dinañ waxtaane conférence de presse de Kodas aujourd'hui à Fun City à 15h pourquoi la sortie de Adji Sarr a fait trembler l'Afrique l'Afrique a fait trembler Sonko pourquoi quand Adji Sarr parle ça fait trembler Sonko et Pastef pourquoi quand Adji Sarr parle ça fait trembler Sonko mii dawoon làqatu ji Casamance ne du fa jóge Adji Sarr def benn sortie RFI jël ko le monde wax si Sonko daw ñëw jeexaat xool leen ko mu ngi jeex commencé nag en boobu
mu dem ba déverser ko sax si jigéen bi nga xamante ne dafa ñëwoon loon def ne ay conférence doon def benn foire def ko foofu pour jigéen ñi auto entrepreneuriat jàppale jigéen ñi ñoom ñu nekk fa def seen foire comme ni ñu koy defee dans partout dans toutes les régions du Sénégal tous les départements du Sénégal toutes les villes du Sénégal moom Ousmane Sonko mu dem ba mu yàgg foire bi dem bay kii mu jékki ne dañ koy arrêté kenn du ko fi def Ousmane Sonko utaloo nit ñi liggéey ngay leen di yàqal liggéey nee na maire yi Ziguinchor ba sax am na ñoo xamante ne presque 500 personnes xaw ma 600 nee na ñoom ñu no fa nekk ñu recruter woon ñuy liggéey ñuy dem di ñëw di représenter maire bi di liggéey mucc ayib nee na dàq na leen à l'heure où on parle de la création d'emploi pour les jeunes lui moom muy dàq ay nit kooku moom mooy Sonko doomu raam jooju imbécile bi. à côté dinañ leen ñëw di wax ne nag Macky est en tournée. Macky di def benn tournée bu extraordinaire tey jii day dem si Daaka ba gannaaw ba mu demee ay Vélingara et cetera yooyu yëpp Tamba et cetera de mu ngi def lu mu nit ñi di saafoon tax ñoom gis ngeen parler à ton président gis ngeen ko mu nekk benn phénomène bu mucc ayib les jeunes parlent avec Macky via les NTIC les nouvelles technologies de l'information et de la communication bi nga xamante ne Yankhoba Diattara moom mooy le ministre te ñoom Pastef sax gis ngeen seen i génn nañ nee nañ Yankhoba ñoom waa réew mi ak Yankhoba Diattara dañoo xarañ si li nga xamante ne mooy informatique waaw ñoom bu ñu demee ba ñoom ñoo reconnaître loolu wane ne Yankhoba Diattara réew mi parti réew mi ñoom ils sont trop forts sur les NTIC sur les technologies de l'information de la communication muy wàllu xaraja kon reconnaître nga loolu c'est du mérite que nga yëgal nit ki nga xam ne carrément parmi tous les ministres kii lañ ko dénk mën na ko lañ ko dénk xam na ko te dafa bu si dara presque day door a door rek pour vous dire Yankhoba Diattara a formé 500 presque 500 personnes si affaire numérique ba pare def nañ réception yi pare nañ ba ñu jox leen récipiendaire ku nekk seen attestation mais en même temps le ministre Yankhoba Diattara def na leen accompagner leen un financement de 50 millions de francs CFA te nee na nag noonu la fas yéenee continuer si Dakar si partout defal leen ko salut frérot on attendait que toi pour la vérité pure et dure incha allah Marie-Hélène maa ngi ñëw di génnal leen yooyu yëpp laa leen jegeen waaw ñu ne ñëw nag am na internautes yi si internet bi ñu ne Idy l'ombre du présent waaw gars yi nag nee nañ Idy l'ombre du présent li tax gars yi ne Idy l'ombre du présent dañ ko gis ci li nga xamante ne moom mooy discours kii nga xamante ne mooy Ousmane Sonko mooy point de presse am bi sax parce que nee nañ dafa ñëwoon loon imiter bi nga xamante ne mooy président Idrissa Seck gis nga gisoon nañ ne temps yële passé doon na def ay sorties et cetera gis ngeen boo leen xoolee émission bi replay bi ngeen gis nii gis ngeen spécial kii avec Idrissa Seck genre émission bi xam ne journalistes yëpp dañuy toog tee ko ñu jël ay presse bu nekk ñu jël fa journaliste ñu jël leen ñu toog waxtaan ak Idrissa Seck poser que question de l'heure bu leen neex mu tontu leen si avec timing bi tontu leen si loo xamante ne lu nit loo xamante ne ba àddunay tukki day nekk d'actualité il a essayé d'imiter pour une deuxième fois il a échoué et malgré tout il prend la même télévision mooy télévision bi nga xamante ne moo koy jàppale ak ay journalistes am nag parce que ñooñu fa nekk ba léegi mosoo dégg ñuy jàppale keneen ku dul Ousmane Sonko kon nag ñooñu la jëloon indi leen teg leen ci télévision am foofu nag il a marqué son entrée Sidi Ndiaye mu ne Sonko yolom gañoo daanooti na moo tax am na fii mu naan ma daaneel journaliste bi ne yow boobu ba léegi yaa ngi wax ma daaneel malgré tout yaa ngi wax ma daaneel ma ne gars yi ne xanaa baadu daa gëjee kii gars yi ne boo yee na ma daaneel kat comme que daa yàgg daanu si xale yi léegi nag Adji Sarr wax na Ousmane Sonko ne moom si jéemu boppam affaire bi choqué na ko choc boo xamante ne boobu ba léegi déggoo leen ko mais daw na ñëw waaye lañ doon xaar nag pour mu tontu ko Sonko tontu ko liñ doon xaar pour mu indil ñu ci ay éclairage Sonko indil ñu ci waaw lan moo waral lool loolu gars yi Adji Sarr wax Sonko daw génn jóge fa mu nekkoon yëpp daw jóge Casamance sax ñëw wax na ci militaire yi dinañ ci ñëw Ousmane Sonko pour wane c'est un imbécile Ousmane Sonko nee na tant que moom nekkul président du Sénégal jàmmu Casamance du ci wax du ci dox loolu moo ko wax ci conférence de presse bi kon mu nekk loo xamante ne lu daw yaram la ñun war nañu xam kon léegi maanaam ayu Casamance lay wax
ba ka fi ay Khalifa Sall di waxe ngeen ne déedéet ba ka fi Pape Omar Dia wax na si une fois xaw ma 2 fois waa Pastef yëpp di ko saaga ngeen commencé di wax kon il a raison aujourd'hui waaw parce que dañuy ñëw àtti si dëgg ba pare door a indi sentiment Ousmane Sonko nee na tant que moom nekkul président de la République du Sénégal du wax si jàmmu Casamance te c'est un top wax nañ leen ko day jéem a xool fu base militaire yi nekk wala fu ñu làqatu mu mel ni kuy def tournée en même temps bu paree dénoncé ko rebelle yi na leen attention bu leen ñëw fii gars yi ñu ngi fii def leen attention wala tel jour dina leen attaqué et cetera. Quelle coïncidence ngeen ne Ousmane Sonko il a été élu maire de Ziguinchor rebelle yi nekk nag na tànn entre être Casamance et Ziguinchorois et être Casamance et sénégalais mu tànn si benn parce que Casamance du Sénégal. ñu rey sunu 4 soldats ñëw capturer 7 soldats ngeen ne loolu du kii ba pare moom moo wax si kii bi mu ne jàmm Casamance démb yéen a ko dégg Walfadjri mu ne moom tant que kiiwul il n'est pas habile et tant que nekkul président du si wax du si dox ah mais gars yi gars yi mbir mi gën naa doy waar gars yi mbir mi gën naa doy waar gars yi nañu def très attention si Ousmane Sonko jaxase na Sénégal xajale na Sénégal wane na Sénégal ak kii ak Casamance du benn kon nag mu ngi noonu léegi yéen la ñuy bàyyi nag ngeen juger seen bopp à vous de juger ñu ngi leen di ziar gars yi nekk si groupe bi yëpp dinaa ñëw ñiy dugg yéen ñëpp dinaa ñëw jaaraat seen tour benn ma leen di ñaan ngeen tas ko nag tey jii dama leen di génnal benn par benn ñu décortiquer fenni Ousmane Sonko yi décortiquer waxam yi nga fi wax xam ne dara du si dëgg loolu laa leen di ñaan ngeen partager ko ku nekk fu ko mën a partager rek na nga ko partager parce que lii journalistes yi dañ ko ragal a jàngat bañ a génne fenni bañ a génne contradiction yi mais ambassadeur depuis Paris Forum Kër Ndiaye la moo koy jàngat di ziare jeeg siis di ziare waa Kodas tey la nag bu leen ko fàtte fële sa Fun Cité à 15h droit à la parole droit de réponse du am na ñoom xam nañ ne Adji Sarr wax na Kodas war a génn waat Ousmane Sonko ne samedi lay génn Ousmane Sonko vendredi bi la créé par la force pour ne xaaral mu wax jéem a manipuler la presse bu ko defee ñu bañ a am déglu ñeneen ñi dem leen ngeen déglu ju Kodas lan la ñuy wax lan la Françoise Hélène Gaye di war a wax ak ñi nga xamante ne ñoo di jàppale jigéen Ousmane Sonko toroxal fi jigéen dinañ leen tegal vidéo bi nga xamante ne ku jigéen ñëw na organiser foire foofu mu toroxal ko bu ñu paree nag ñu ñëw si choses sérieuses yi ñu démonter discours Ousmane Sonko point par point te kenn du si dindi dara lépp lu ma wax lu dul dëgg Ousmane Sonko vous êtes libre de me porter plainte lu ma wax ma ne lii Ousmane Sonko waxoo ko man maa la wax porter ma plainte wala nga bàyyi ma porter plainte sama bopp sax waaw waaw mu ne Abdou Fall mu ne l'ambassadeur l'émission d'hier était une dictée préparée avec des journalistes partisans c'est la honte de la presse sénégalaise. Sonko doit savoir que sa manipulation et sa versatilité ne passe plus mais muy dëgg waaw Sidi Ndiaye nee na boo Sonko borom tubéy bu yolom bi wallaahi wax ma la tubéy bu yolom rek li mais nit ñi ils ont été très déçus parce que en posant une question sax di ko laaj affaire Adji Sarr mu ne journaliste bi non bul ma posé bàyyi bu ñu fi ñëwee dañoo war a génne 3 termes de référence ñu waxtaane si loolu quoi moom bugg si woon a wax am na benn kii boo xam ne dama envoyé ay messages yu bari si Facebook bi parce que ñoom dañoo wax dañuy jël ay questions yi nga xamante ne gars yi nekk si réseaux sociaux yi ñuy insister si affaire Adji Sarr bi waa ji bi mu ko bëggee waa ji sax bëggu koo na posé mais comme que daf ko jot a glissé sa waay perdre contrôle nekk waaw bu ñu fi ñëwee di waxtaan dafa am terme yoo xamante ne waruñu si waxtaan et cetera waruñu si wax et cetera léegi dañ ma bàyyi ma développer muy développer loo xamante ne ça nous intéresse pas yow askan bi on te parle des sujets d'actualité qu'on en parle et tu nous parles des faits divers. Comment on peut te poser une question au lieu de répondre à la question tu réponds à ce que tu veux faire savoir aux gens ce que les gens ne s'intéressent pas à écouter et cetera ah Baye Tafa Gueye kii kan la waaw waxal bu la neexee yéen xaw ma la sax Baye Tafa Gueye kan la. asalaamaaleykum. waaleykum salaam yow la Baye Tafa Gueye da laa gis. waaw man la. mbokki fan. yaa ngi jàmm baax. waaw maa ngi si jàmm waaw maa ngi si jàmm. yaa ngi jàmm baax baax. waaw alhamdulilah. dama nekk si direct bi xaw ma ndax da ngay participer wala. man Touba la nekk. waaw Touba waaw. waaw yaa ngi jàmm baax baax. waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. man di sant sëñ Touba ak kilifa diina yëpp.
bisimilah. dama war a dëkkee. waaw jaajëf. sant yàlla. jaajëf. dama war a dëkkee da ngay ñaata wala dégg nga faral di wayaate. ah. da ngay faral di wayaate wala faral di wayaate. waaw damay kii man maa ngi Paris fi mu toll nii waaw après xam naa dañuy waxtaan parce que dama nekk si kii bi xam naa kii wuñu acca ma coupé quoi parce que xaw ma kan la dama ko décroché nii rek xaw ma kan la même man moom ragaluma décroché doomu aadama parce que man li may def ragaluma si dara bee boo sax mu nekkoon militant kii donc li may wax rek mooy espoiru caga yi mooy Sonko mooy espoir caga képp kuy caga daal mën naa nekk sa espoir ku cagatu bëgg tax a jog ci Sénégal ak wuy ju tax laa jog ak affaire imbécile tax laa jog affaire wax ju ñaaw wax ju bon tax la jog man nga dem jël Ousmane Sonko mu nekk sa référence mu nekk sa espoir mais ñun waa Sénégal ñun jeunesse inconsciente bi ñun Sonko nekkul suñu espoir ñun Sonko nekkul suñu référence ba duñ fi gis Maam Borom Touba Alaaji Maalik Bu Kunta Njaasaan gis fi kilifay diine yi ñuy wàcce ñooñu di dem di jël espoir koo xamante ne il ne vaut pas la peine c'est un idiot c'est un imbécile c'est un crétin waaw léegi nag si noonu dama bëgg a diffuser leen waxi Ousmane Sonko ñu jàngat ko one by one gars yi ngir yàlla rek dama bëgg ñu dégloo ma xel bañ ma dégloo xol tey laa leen di décortiquer boo xamante ne journalistes yi nekk fii si télé yi nii dañ koy ragal a wax war a ko def ragal ko analyser dañuy ñëw poser question Ousmane Sonko rek muy wax même dans ses bêtises il ne prend pas au rebond ñu bàyyi ko mu wax lu ko neex saaga ku ko neex Sonko quand on lui parle de Adji Sarr il nous parle de Macky Sall Sonko quand tu allais à Sweet Beauté là bi ngay dem Sweet Beauté si guddi googu àndox sa jabar àndox sa aawa àndox sa ñaareel mu nekk ñaari jabar nga yor àndox sa chauffeur say chauffeur yépp foofu nga leen bàyyi àndox say garde corps yi nga xamante ne jëndal nga leen ay oto àndox si kenn àndox sa kenn koo xamante ne staff yow yaa jëloon sa fitu bopp nga demal sa bopp nga ne yow yaay demal sa bopp Sweet Beauté au moment où ñépp nekk ci couvre-feu gars yi dañ koy rappeler waat gars yi Sénégal couvre-feu lañ nekkoon ci confinement bi ñu ne 21h kenn waru la génne Ousmane Sonko xuloox jabar ji di ko neexal pour Ousmane Sonko ñëw tëddee ko sax naan neexal seen guddi ba solal ko robe bu rouge Ousmane Sonko moomu jabar ji loon neexal moo fa bàyyi jabar ji dem fekk Adji Sarr bi nga xamante ne moom moo fekk Adji Sarr def ka lu mu ñaaw waxuñu sax viol beex yooyu man bu ko neexee muy continuer na violé kaña yeex violé këñ sooli yeex bu violé mbaam xuux yeex violé xaj yeex lu ko neex mu violé mais Ousmane Sonko yemul foofu dafa def li nga xamante ne mooy li gën a garaaw maanaam dafa jël Adji Sarr sodomiser ko sodomiser boobu mooy lan mooy dafa seex moom comme góor jigéen ñi ni sëy si ginnaaw la ko sëy fi muy demee cabinet moo tax nag wàllu góor jigéen ñi biñ ko si posé question ça l'a dérangé parce que y a deux questions yoo xamante ne bëggoon nañ journalistes yi posé que boobu ba léegi journalistes yi bañ na duñ ko posé y a deux journalistes yoo xamante ne ñoo osé soulever ces questions là et depuis gisuma benn journaliste Sénégal bu ko posé mooy sa relation avec Oxfam Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a dit avoir travaillé avec Oxfam mu jël financement góor jigéen ñi yéen a wax Oxfam mooy financer góor jigéen ñi à travers le monde Oxfam ñu interpellé que ndax jox nga Ousmane Sonko xaalis mu ne ñaari yoon waaw koo xamante ne jël nga xaalisu financement Oxfam pour battre campagne élection 2019 yi nan ngay mën a xeexee góor jigéen ñaari yoon pour mu wane rek Ousmane Sonko moo tax mu ne leen moom bu ñu waree dugal projet de loi bi sax moom moo ko war a def noonu wala bu si warul a bind wala yooyu day kii na wala yenn yi ñu bëgg a wax naan ay naan lan criminalisation homosexuelle nee na loolu d'accord si et cetera d'accord si ba pare yéen ngeen waa yeewi askan bi ngeen ñëwoon ne Macky Sall mi nga xam ne dafay wax lu leer Sonko dañ nekk signé mu bañ a du signé mu ne wala buy signé da kay def à sous réserve. ba pare projet bi moom ni mu koy bindee moom bu koy kii tamit moom mooy xalaat maanaam xool lu ko si kii parce que Sonko bu ñu signé affaire yi criminalisation de l'homosexuel day dugg parce que Adji Sarr ak yeneen victime Sonko da leen sodomiser maanaam comme góor jigéen ñi ni ñu sëy lañ tëkk bu ñu ko criminaliser c'est 20 ans de prison pour Sonko ça veut dire que yéen Ousmane Sonko ngeen bëgg mu dee si prison moom mu xamante ne viol 20 ans de prison la plus ak xaalis bi ñu lay laaj rey nit am na lu ñu si wax.
criminalisation homosexuelle ñaari 20 ans buñ ko boolee 40 ans la kon maanaam Sonko prison lay dee mu nekk avantage am boo xamante ne moom du ñëw moo tax ba ngeen wootee ngeen ne da ngeen a bëgg criminaliser affaire yu góor jigéen neex yooyu Ousmane Sonko ne leen demuma ñëwul bi ngeen wootee ñëwul te kenn ŋàññu ko bii passé Oxfam danaka demal nga représenté ñu bu kenn tudd suñu tur Ousmane Sonko dem toog jëlul parole jëlul dara foofu la toog bii nag bi ñu waxee nag affaire bi gën a kii nag imaam yi ñëw sa waay kiiwul léegi Baba Aïdara daf ko laajoon ñaar ñoom ñoo bokkoon di liggéey nekk Sonko ñaata la la Oxfam jox ci xaalis ñaata xam nga moom transparence la bëgg te moom lay laaj état du Sénégal ñu laaj ko ñaata la la Oxfam jox mi di financer góor jigéen ñi léegi ñaar xaalis rek mu dàq ko wax ko ñu ñaaw dem yoonam cet imbécile de Ousmane Sonko là il se permet de venir brûler le Sénégal brûler le peuple sénégalais après ñëw nag commencé di kii di wax gars yi ngir yàlla tal bu dee yéen ñëpp yéen a ngi en ligne ñu commencé nag émission bi ma génnal leen décortique leen benn par benn pour wane ne Sonko c'est un faux type pour wane ne Sonko du nit ku baax pour wane ne Sonko nit ku bon la Sonko raylu na 14 personnes parce que moom moo woote mortal combat may laaj sénégalais yi fan lañ gisee Adji Sarr woote ne génn leen ngeen xeex wala mu jaral leen seen bakken kenn mosu ko dégg Ousmane Sonko rek moo ko mas a wax Adji Sarr jàmm lay wax na procès am Ousmane Sonko nee na du wax a tex presse internationale bi Ousmane Sonko barka démb yaa fi doon wax TV5 Monde yaa fi doon wax a RFI ay journal Le Monde yi ngay wax yi muy presse bi muy xëyet yépp wax na fa ay waxam mu nga fa publier nañ ko fa mu naan waaw léegi un débat international si duuli Ousmane Sonko yi mu duul fen yi mu fen nee na moom bañ na ba sax boo gisee moom wolof la bëgg a vulgariser ba ay conférence de presse am Ousmane Sonko nee na moom du wax fa du wax français wolof lay wax ñoom ñooy chercher à traduire mais Ousmane Sonko ku mu yàpp yow affaire Adji Sarr yi ba muy wax di kii na nan laan def daan yor discours lire français ba mu neex ko bu paree na nag après ñëw waaw maa ngi fàtte am na loo xamante ne waxuma ko woon si français wax ko si wolof ba mu naan dama fàtte sax am na loo xamante ne maa ngi koy wax sama discours ku gis Macky Sall la laaj ka nekk ndax xam na Adji Sarr nee na waxu ko woon si discours am en français Ousmane Sonko fenam yooyu lu tax doo leen ko décrypter teg ko sur la table wane Sénégalais yi ne leen kii fenkat bu mag la kuy seet si duulkat bu mag Ousmane Sonko boo gisee neel duulkat a ngi nii maa leen ko wax man ambassadeur de Paris Forum Kër Diallo j'ai pas peur de Ousmane Sonko il a tué 14 personnes on doit pas avoir peur à cet imbécile là on doit pas avoir peur à cet imbécile là gars un gars qui est là en train de pervertir la jeunesse en train de sodomiser les jeunes yow ngay ñëw commencé ñëw salon de massage bàyyi bi waxee ñu ne Sénégal dañoo xiif dañoo mar et cetera ah yow Sénégal dafa xiif Ousmane Sonko nga ñëw fekk koo xamante ne dafa xiif ah siif ko Sénégal yi dañoo xiif nga ñëw fekk Adji Sarr mu xiif nga ñëw siif ko siif noonu nga ñëw siif ko yàkkataan ko dem di sëyax moom Adji Sarr ne la nga sëyi sax la ma gën a metti mooy nga may sëyee fa may demee kabide góor jigéen ñi nañuy sëyee te yàlla li mu wax si li ñu wax yonente bi nee na yàlla bu nit di sëyax góor moroomu góoram wala jigéen comme góor jigéen ni muy def day mer am na ñu ko loon wax ne day mera ba si aras malaaka yi si aras dañuy tari suratul ixlaas pour dëfal meru yàlla yow Ousmane Sonko yow ngay sëyee noonu ku jigéen koo xamante ne nee nga dañoo xiif Adji Sarr xiif jóge dëkk ba yaayam génn àdduna nga war ko jàppale jox ko lu mu liggéeyi nga war ko jàppale jox ko nekk kaay ma dimbali la mais tu as abusé de la situation de Adji Sarr qui est une pauvre dame qui vient de Djirnda qui est une pauvre dame qui a perdu sa mère te yéen sax doon ngeen wax ne yaay Adji Sarr dafa soxla Adji Sarr gisu ko et cetera di wax di manipuler sénégalais yi naan waaw Adji Sarr na gaaw génne nañ wàcc Adji Sarr mu ñibbi ubbi ay mbokkaam uy yaayam dafa ko soxla ta yaay Adji Sarr dee na bu yàgg mu nekk seeni fen beneen fen bi Ousmane Sonko ne dañ ko piégé nee na complot la te dafa am jàngat bu si Françoise Hélène Gaye jàngat mu neex ma lool dégg naa ko si journal kii bi nag nee na comment se fait-il que mu ne dañ ko piégé buñ la joxee 500 000 francs ñu teg ko fii nga ñëw jël 500 000 francs yi sàcc ko
waaw kan mooy woote nii sax damay jël ah allo salaamaaleykum wa rahmatullah c'est qui waaw je suis en direct là tu peux waaw dama nekk en direct ci émission waaw kii bàyyi dañu nekk émission waaye ah grand bu leen mu kiiwul pour kii ngeen pour ñii di bëgg ay yeneen fait divers wala yooyu dama nekk ci émission nañu bàyyi ñu développé wala sinon du ma jël wala ñu bàyyi ma ñu développé mais gars yi bu ñu ne la kii ab sàcc la nga yëkkati 500 millions wala 1 million ñu ne la kii bu duggee ci kër gi da koy sàcc nga jël 500 millions yi di xool ndax kii sàcc la wala du sàcc jël sa 500 millions teg ko ne ah 500 millions yaa ngi xaaral ma teg ka ni wala boog nga ne kii lu mu gis da koy jël ab sàcc la ma jël sama tableau bii ma ne ah tableau bii de dama ko fonk ñu ne kat Ousmane Sonko moo dàq sàcc tableau kër gu mu dugg sàcc tableau bi ma jël tableau bi teg ko fii ah jël sama caméra teg fële visionné ko teg ko même wala bu dee ab appareil photo yooyu ma génne bàyyi ko mu dugg daal nga si kii bi dem si waañ bi wala ma dem jënd ci bu ma ñëwee Ousmane Sonko sàcc tableau bi dem yoonam après ñu jàpp ko waaw loolu complot la wala du complot wala moom moo tàmma la mu tàmma def moom lañ ko jàppe ma teg sama 500000 ñu ne kii ab sàcc la sama biir kër Ousmane Sonko ñëw jël 500000 yi sàcc ko demax yoonam ñu sàcc ñu ne ko ah yow sàcc nga vidéo yaa ngi nii comme ni Adji Sarr yore ay vidéo Ousmane Sonko nekk dum def taati neen yor ay photam yor ay audio yépp téye ko ci portable ak ñeneen ak koneen kii nekkoon Sanoo Mamel sax ma wax leen ko mu jeex kii doon wax man la Mia ak Kia ñoo ko doon maase foofu kooku mooy vite audio yooyu ngeen doon jël naan waaw ala kii Adji Sarr bi muy biir fa kooku beneen salon la woon kooku moo doon wax ne ne Ousmane Sonko daf ko partout ak copinam ñoom ñaar boole na leen tëddee leen ñoom ñaar ngeen naan Ousmane Sonko mu sell mi wala mu salte mi wëy Ousmane Sonko cagaam nga mu jage ab sàcc boo ko fiiree si sàcc kon yow sàcc googu yow moom nga doon def ah Ndoura Mbaye ah nga ñëw lu def yëfu caga di violer booy di leen sodomiser ah ñëw boo waxee nga ne loolu mënoo ko def say jabar dañoo muuru te yow da nga yow sa sëy du sëy si kanam fii yàlla wax ne da nga si war a kii yow sa vice dëgg mooy nga jël diwlin bi diwul huile bi sotti ka booy yi matérialiser leen teg sa ñaari fital fële si kaw taabal bi si genn bi ngay yor ñëw teg ko foofu ñëw sodomiser booy yi maanaam sëy leen fi ñuy dem puus puub dugal kii puuskatu puub maanaam yow foo xamante ne puub moo fay jóge yow Ousmane Sonko nga ñëw di fa jël sa awra bi nga xamante dafa sell ak leer la war a génn di fa dugal sa awra yaa ñàkk jom Ousmane Sonko yaay imbécile dëgg ngeen ñëw na dañ ko si war a faral tax na moom muy woo 14 bakken doomu aadama war si den ngeen ne ay dañ ko complot ku ko complot Ousmane Sonko bi muy dem Sweet Beauté Macky Sall moo ko yóbbu si oto Macky Sall la yóbbu si oto garde corps Macky Sall la yéeg Ousmane Sonko bi muy dem juge Samba Sall moo ko yóbbu Ousmane Sonko bi muy dem procureur moo ko yóbbu Ousmane Sonko bi muy dem jabaram la toog jabaram nekk kaay tëddee ma ki Solo Mbala nee na Ousmane Sonko mooy prophète des kacapar mooy bu prophète day sa kacapar ñoom nee nañ ab prophète la xam nga ñoom ay imbécile lañ quoi léegi nee nañ Ousmane Sonko yonanta la waa Pastef ñoom yonanta lañ ko def léegi nee nañ yonanta yàlla Ousmane Sonko mu sell mi xam nga loolu c'est grave comme déclaration ce que disent Pastef ils disent que maintenant Sonko c'est un prophète c'est ce qu'ils disent et ça c'est dangereux bu ñu demee ba ces déclarations là ils sortent de la bouche des trucs ah léegi loolu Sénégal ban kii lañ ci war a def à chaque fois rek ñu wan ñu seen bopp à chaque fois rek ñu kii seen bopp kon loolu doon na loo xamante ne bëgg naa ñu ñaawlu ko ñun ñëpp en tant que sénégalais en tant que citoyen du monde ñu ñaawlu jëf ju ñaaw ji nga xamante ne Sonko mu ngi koy def ak waa këram gars yi nañu àtte si dëgg ba pare door a indi sentiment waaye lii ñaaw na lii neexuma lii doon na loo xamante ne bu ma sañoon ñun ñëpp ñu xeex ko te ñun ñoo ko war a xeex fenni Ousmane Sonko yi nag si laay ñëw développer leen indil leen la ngeen seetaan yéen Sénégal xool ndax Ousmane Sonko dafa nekk si dëgg wala caaxaankat la wala et cetera benn par one by one bala ñuy dem si li nga xamante ne bientôt rek mu am waa CODAS gars yi kañ ñu ngi koy saaga ndey rek comme que réseaux sociaux yi la gëm nee na du wax te presse étrangère internationale est-ce que xam nga lu tax du wax presse internationale bi parce que la presse internationale là n'est pas corrompue
gis nga c'est les questions de l'heure lañ lay poser gis nga question yi la ay kii Jóob di la poser fa waa Walfadjri di la poser ñoom bi question yooyu la de dañuy ñëw ne la Ousmane Sonko pourquoi bi ngay dem Sweet Beauté tu n'es pas accompagné par ta femme te nee nga da nga feebar nga ne non parce que j'étais malade j'avais mal au dos le dos bloqué ñu ne la ah encore super grave comment tu peux avoir un dos bloqué tu te permets de prendre de prendre ton véhicule de conduire et là le danger en est que yow si tali bi bu sa tension bi wala kii jogoon nga ne comme day fen rek bu la affaire bi daaneeloon si tali bi nga mbëkk yeneen oto yooyu mbëkk ñoo xamante ne feebaruñu woon tu vas créer des sur-accidents après la ñuy wax ah Ousmane Sonko dañoo saboté otaam Ousmane Sonko dañoo kii maanaam nga bàyyi fa say chauffeur ñu nekk si biir kër gi guddi 21h nga bàyyi fa sa jabar bàyyi fa say garde corps te yow bu dee bëccëg sax da ngay booy watu sax da ngay ànd ak say kii léegi yow fit wa nga amoon ba ngay dem di faju ji nee nga da ngay faju si kii wax caga ji ba ngay dem fit woo nga amoon pour dem yow kese lu tax bi la justice oowee amoo fit woo pour demal sa bopp nga ne parti jàmbur kaay leen dee la jeunesse la jeunesse venait mourir pour que toi tu ne puisses pas aller en justice alors que Abdoulaye Wade est parti en justice tout seul Idrissa Seck est parti en justice pour avoir non-lieu total et etc tout le monde ah Yacine Sakho dëgg la wala dëgg di leen ziar waa Kodas yéen ñëpp léegi mu xam ne journalistes yooyu yi nga xamante ne au niveau de la presse internationale lañ nekk ñoom dëgg la ñuy àtte te dëgg la ñuy indi léegi dama leen di indil Ousmane Sonko fa mu demoon mu ngi nii fii la demoon Sweet Beauté mu ngi nii Ousmane Sonko fii la demoon Sweet Beauté mu ngi nii yéen a ngi gis Sweet Massage reçoit dans un cadre de rêve avec des massages professionnels spécialement dégg ngeen Sweet Beauté Massage reçoit dans un cadre de rêve avec des massages professionnels spécialement formés pour votre détente et votre bien-être absolu pour tout type de massage body américain sensuel sénégalaise doux et nuuru buuc xaw ma la ñuy wax venez découvrir nos packages les filles charmantes et très belles à tout de suite numéro de téléphone yi ñu joxe 76 618 49 78 numéro de téléphone Ndeye Khady Ndiaye ak 78 495 92 39 merci léegi publication bi le 25 janvier 2019 la mooy bii Ndeye Khady Ndiaye ne le 25 janvier 2019 la Ousmane Sonko moom ne le premier jour tabaski 2019 sa la jëkkee ñëwee Sweet Beauté te moom Ndeye Khady Ndiaye ba mu ñëwee si premier jour ba Ousmane Sonko yor ak pommade xaw ma tip la ko jëkk a commencé Ousmane Sonko fen ne moom 2 jours la ñëw après mu nekk ñaari fen borom salon ba ne yow ba nga ñëwee da nga fekk jëkkëram di fees xar moom moo dem maasé la si benn jour bi nga yor pommade bu cher Ousmane Sonko la ne ñaar kon yow fan bu ñu seet fenkat wala duulkat fan lañ ko war a gisee mais ci kii léegi mu ngi nii man dama leen indil nee na capture d'image fekk dégg naa muy fenal juge bi banaan waaw capture d'image bi mu def et cetera benn juge nee na kii ñu jox léegi dossier bi daf ko effacé si page Facebook am xam nga ñoom Ousmane Sonko ñoom li ñuy def dañuy ñëw créer benn faux profil def si li ñuy def bu ñu paree kii ka te ñun dañ leen amal léegi yow capture d'image yu Sweet Beauté bii te xam ne mu ngi fépp boobu sax mu ngi si kii bi léegi xool leen 25 janvier 2019 du mu ngi nii Sweet Beauté man fenalu ma leen mu ngi nii ñépp a gis ko 25 janvier 2019 moo nekk nii waaw Ousmane Sonko yow fii ñu ne la yow demoo fa pour faju nee nañ la nuuru buuj moo fa am maanaam jël sa awra di ko macc wala ngay maccal ku jigéen ko awraam nee nañ loolu moom moo fa am yow nga dem foofu ne da ngay faju sa ndigg amul nan ngay jëlee sa awra di ko jox jigéen bu nekkul sa jabar muy jël sa awra di ko macc xam nga suuse ngeen koy waxale yooyu da bu dee yow loolu la bu dee nuuru boobu nga def yow te yow yemoo si loolu yow sodomiser nga doon def lan mooy body maanaam nga sollu nga summeeku comme sa ndey na mu la jure Ousmane Sonko summeeku ne du nga def taati neen dugg si biir ab jacuzzi ku jigéen soloon 2 pieds summeeku ngeen nekk fa ngeen ne da ngeen doon raayanteex ak yooyu mu lay maase di la teg ay weenamaax ay kii am ne nga di Ousmane Sonko da ngay faju Ousmane Sonko marché ak poubelle lu benn Ousmane Sonko demoo suite médical demoo suite santé demoo hôpital demoo dispensaire Sweet Beauté nga dem maanaam beauté Sweet Beauté mooy lu rafet sax xanaa Sweet Beauté yow damaa dem Sweet Beauté sa waay doo yónni sa jabar nekk demal nduggal ma marché
sa jabar dem fële sa di jëndi béton wala ne day jëndi ciment ñëw na moom la lay kiiwal du dem si quincaillerie caga moo la fa yóbbu nañ wax dëgg gi. gis nga xam nga lan la Ousmane Sonko moo ne woon dewuma ah justice pour Adji Sarr Massène wallahi azim moo ne woon demul xamul salon ba xamul luy salon yooyu yëpp dinañ si ñëw premier discours bi mais dama ba ñëw rek bëgg indi contradiction bu Ousmane Sonko bi léegi nee na contradiction Sonko bu ma amoon pexe damay génn par d'autres moyens du loolu la wax nee na moom passeport xam nga waaw léegi nag loolu laa leen bëgg indi nee na moom passeport am waaw négal moo tax bi Coupe d'Afrique bi ñëwee ah mën nañu ñëw Coupe d'Afrique ba pare ñu ma doyen Habib si woowee na ma ministre de l'Intérieur woo nañ nee na dañ ñoo invité suba dañ ñoo invité tey safurla parce que bi mu may woo maa ngi Kaolack di dem Porokhane ma ne ko doyen bu ma nekkoon Dakar sax du ma dem dégg ngeen léegi wax ji leer na xam nga yéen yenn ci journalistes yi ak revue de presse yéen a fi nekkoon di jàppal Ousmane Sonko mu ne day dem Porokhane bàyyi leen ko Ousmane Sonko nekku fi Porokhane la def di ko fenal ñu ne leen Sonko nee na bu fi nekkoon sax du dem ñun wax nañ ko ci réseaux sociaux yi yéen ñëpp ngeen dégg ko du mas a dem parce que Sonko àndul woon ci Coupe d'Afrique bi àndul woon ak ay nitam tegal nañ leen vidéo audio yi ñoom ñu ne lu tax joueurs yi du dugg ci terre bi dem di jëli drapeau bi boobu joueurs yi sax dama commencé gu ñoo football du ñu génn sax premier tour joueurs yi di football di gagné Ousmane Sonko mosu see def wax mosu see génn sorti mosu la génn encouragé leen faalewu leen parce que jàpp na ne bu joueurs yi gagné Macky Sall laa gagné et cetera la da koy côté mu toog ba ñu gagné sunu final Macky Sall la demoon fële CEDEAO l'Union africaine ñu fal ko président Union africaine sëlëg sa ñu gagné coupe beex yooyu moom nag bañ ko falee Macky Sall la nekk ko fi mun a xaaral mu daw def récupération politique ba mu génnee ñëw université ga ba mu doon kii wa noonu université ga mu doon ñëw ñu koy teeru di ko tàccu foofu la ñëw étudiants yi dàq ko tëmbal ko ay xeer naka génnal doomaraam nga imbécile yaa fi doon wax yàq say nit du ñu gagné da ngeen ut seeni sëriñ lu nekk ngeen ne du ñu gagné ñu invité ñëpp population bi pour une fête yow nga ne ñëwoo te nee nga bu ñu jëloon coupe galaxie sax doo ñëw pour wane ne comment l'homme est ingrat comment l'homme est imbécile comment l'homme est un truc sénégalais yi nag tey war ngeen a gën a mën a wàccu Ousmane Sonko nee na li ñu bokk lépp bu ñu koy feetu moom ñëwul Ousmane Sonko tu es né le 15 juillet 1974 tu n'as jamais été à Magalu Porokhane xanaa tey la Magalu Porokhane nekk tey la Magalu Porokhane neex yow nga toog juddu le 15 juillet 74 toog ba Coupe d'Afrique am ba ñu gagné nit ñi ne dañuy faire et cetera nga ne dem te Magalu Porokhane amoon na 5 à 6 jours yoo xam ne dem na pourtant ñeneen ñi dem nañ après gars yi dem nañ jour màggal dem nañ ay Idriss Seck dem nañ gis nga sëriñ bi wax ju rafet nekk boobu ba léegi yaa ngi toog sa ruxu et cetera état bi ñëpp yow fi mu toll nii li la jafurloo Adji Sarr benn sorti la def ki mu ne kii Agnès Teneng Devo mu ne kii bëggul Sénégal leer na wallahi azim bëggul Sénégal dafa wane na bëggul Sénégal mais nag dafa am ñoo xamante ne ñoo koy protéger ci loolu ñoom ñooy bañ ku wax dëgg gi ku wax dëgg ñu saaga la ndey ku wax dëgg ñu wax la wax ju ñaaw man nag feni Ousmane Sonko maa leen koy génnal bu baax benn par benn jàngal leen damay ñëw ci wàllu Coupe d'Afrique rek pour wane haine bi nga xamante ne ñoom amoon nañ ko ba pare ñoom wax nañ ko. Qui mu ne le missionnaire Jola Mams mu ne j'aurais aimé d'être à tes côtés pour te faire le thé maa la franc brose waaw maa la gën a faa grand maa ngi lay béggee bu baax tamit koo bëgg rek bëgg na la quoi yéen ay jàmbaar ngeen mais du tere nag ñun dëgg gi ñoo koy wax parce que journaliste yi ba kii defee conférence de presse point de presse sax parce que du conférence de presse ñoom ñoo waroon a ñëw ñoo waroon a ñëw tey ñëw jàngat conférence bi lan mooy positif ak contradiction yi waxeet yi ci Ousmane Sonko wax yépp ñu jàngatal ko askan bi tegal leen ko xam ne kii c'est un élément dangereux il n'est pas bien pour la société baaxul ci kër baaxul ci àll ku koy gërëm day tooñ Sonko nit ku bon la. léegi ci noonu Ousmane Sonko laay ñëw ba léegi wàcceeguma la ba léegi ci yow laay ñëw dafa am loo xamante ne bëgg naa ko leeral askan bi ba léegi rek. Ousmane Sonko li ñëpp a waxoon mooy dëgg bëggoo Sénégal nee na bii Lions yi di ñëw bokk bu ko fekkoon Dakar du dem accueillir leen mu nekk première faute deuxième bi mu ne waxuloo coupe du monde mais pour bu gagné woon coupe de la galaxie
Galaxy nee na bu ko sax du dem sa teertu ba donc lii ñëpp waxoon si bañ bi mu bañ Sénégal wax ji dëggal na ko moom Ousmane Sonko bañ gi mu bañ Sénégal nee na bu ñu jëloon coupe Galaxy sax bu ñuy teeral Lions yi moom du leen teeru imbécile bi mu doon keroog la doon ñëw ne day teeru koo xam dafa yor benn médaille quoi ñëw bi ñu paree noonu mu ne def des simulation léegi nag leer na ko ñëpp a xamee noonu kii bëggul Sénégal jeunesse sénégalaise déglu leen lii Ousmane Sonko imbécile bi wax moom moo ko waxal boppam man fa kéewal ma ko bu dee li may wax ni dëgg porté ma plainte man ambassadeur Sonko yaay imbécile Sonko tu es un crétin. waaw Cheikh Djibril ahlay sala ahlay say mu ne nii rek la chaque fois que mu génn il faut lui porter la réplique mu leer nañ mu la mañ gënam waaw mu pulaar aussi moo wax si pulaar xam nga man bu ma waxul si pulaar rek mais am na benn expression pulaar bu ma neex mu ne si ce que tu veux dire n'est pas plus beau que le silence alors tais-toi li ngay wax bu dee silence n'est pas silence gënu ko jekk tëjal sa gémmañ te Ousmane Sonko dafa war a tëj gémmañam nag tëj gatam Ibrahima Fall mu ne on n'acceptera jamais qu'un irrespectueux de la loi et de nos institutions soit notre président un vicieux qui ne s'assume guère wallahi azim wax nga dëgg de passeport yaa ngi nii nag ñun de passeport yi lañ am Sénégal mais Sonko dañu génne beneen passeport boo xamante ne couleur bi rek bokkul man loolu moo ma jaaxal léegi lan mooy ndeyu Ousmane Sonko barke Dembo Ndiaye moo wax ay militant am ñoom ñoo fi bind jot na président Ousmane Sonko jot passeport am point de presse ce mercredi 9 mars bii yàggul te tey ñu ngi le 11 mars moom mu ñëw démentir le 9 mars au siège de la FRAPP France dégage à 15h trop c'est trop ñu ne Ousmane Sonko na jot kii am Ousmane Sonko ba ñu génne passeport am nag Ousmane Sonko jot ñoo bind lii waa jot na waa Pastef waaw mu ngi nii léegi du yéen a ko gis le 9 mars bii la ñuy def kon ñoom dañuy foye Sénégalais yi mu ngi nii waa léegi Ousmane Sonko lan moo tax ñee ba ñuy def conférence de presse waxu leen ne kaay leen sama passeport a ngi nii Ousmane Sonko bu dee yow libre nga comme ni nga ko waxee xaaral man pareeguma si moom Ousmane Sonko nee na dafa libre damay ñëw si moom ba pare xaaral man du ma ko may dara damay ñëw parce que point bu may ñëw rek dama siy ñëw kii parce que affaire Lions yi. waaw affaire Lions yi loolu laa si bëggoon a wax pour wane ne haine la am ba mu génnee duma nañ ko dumay metti population bi jeunesse bi dàq ko na ko génnal du sa victoire comme que nee nga yow bëggoo Sénégal da nga bëggoon ñu ñàkk génn premier tour dàq ko léegi Ousmane Sonko yi se dit que nee na gars yi ñoo ko commandité. nee na gars yi ñoo jël seen i nit def ko pourtant barke Demba Ndiaye boo leen di yuuxoo Macky Sall say nit ngay ñëw yóbbu leen ne nañ dem yuuxoo ko ba sa stade ba tamit la même chose ngeen def ne ñëw ne da ngeen di saboter stade bi te ñun waxoon nañ leen ne Ousmane Sonko dina fa yóbbu ay nitam ñu tas si biir nit ñi ñii da ñaar fii ñaar fa la ñett fii dañuy dugg si groupe bi nit ñi tas foofu sànni fa ña fa ñëwoon sangu sol lu rafet xeeñ lu neex ñooñu kiiwul da ngeen di sànni sax ñooñu di leen geesu ñu ñëw pour saboter dañoo bëggoon a ñëw dugg si biir stade bi. bu Macky Sall la jógee ñu yuuxu ko tas si biir stade bi def ay genre yuuxu wala yooyu noonu def genre ay kii noonu faf bu ñu ñëwee ñu xool la yow la nga sol yëre yu salte nga sol yor si ay sac à dos yor si ay xeer wala yooyu noonu nga defe ne suñu force de l'ordre nañ la bàyyi koo xamante ne yor na paaka wala mu yor jaasi wala mu yor ay xeer def ko si saagam ñu ne ko kaay dugg si biir da ngay seetaan yow teeru lu moo la jox tax a jox wala ñëw def faagaagal wala ñu yor ay genre bombe yooyu ñuy kii yoo xamante ne faagaagal kii wala buñ la bëggee asphyxier wala yooyu noonu mais gars yi duñ la bàyyi boole seex jël ay kii yoo xamante ne ils sont forts photocopier ay yoo xamante ne c'est pas des invitations di ko jox ay nit dañuy imprimer rek mais pour saboter la woon pour saboter moo leen taxoon a jox ngeen ñëw un bijou qui coûte très cher ngeen ne da ngeen koy yàq cet imbécile de Ousmane Sonko buggee tukki waaw léegi ñëpp di wax ngeen fa léegi mu ngi man sa passeport man ko dégg la sama passeport mu ngi nii kon moom daan nañ la problème sama passeport mu ngi nii diplomatique soxla ma visa waaw saa mu buggee tukki naa tukki dégg ngeen te deful ñeenti weer laa dem taxaw ñu renouveler ma ko ñoom ñoo ko renouveler affaire étrangère sa passeport diplomatique mu ngi nii may du ma koo xam ne ay dama bëgg waa déglu leen nee na passeport diplomatique yi mu ngi si poos kon maanaam bu bés bu bëggee tukki rek moom mën na dem tukki ji loolu la wax Ousmane Sonko barke Demba Ndiaye ñu ñëw rek dañuy développé moom moo ne woon dafa bëgg a dem Lomé benn sommet bu fa waroon a am
ñu war a waxtaan si affaire nouvelle technologie de l'information de la communication Lomé waxuma la sax ay France sax Lomé gi si Afrique Ousmane Sonko bi mu waxee loolu ñu ne ko doo dem Ousmane Sonko mu jëwule dem quand tu voulais partir à Lomé on t'a refusé de sortir et tu pleurnichais Ousmane Sonko. Tu dis que ton passeport est renouvelé, tu mens. Tu devais même avoir honte d'exhiber ton passeport diplomatique. Yo, quelle honte, yo. Tu insultes des morts et que tu te permets de parler d'eux après leur décès. Tu es tout simplement inhumain. Mais qui vivra verra. Abdou Cissé va plus loin. Nena. Heure bu génnee voyager nena heure bu génnee voyager léegi lu tax heure bu mu bëggee génn voyager lu tax bi nga bëggee dem Lomé Togo Serigne Bassirou Gueye ne la doo dem ngay jooy Ousmane Sonko bàyyil duul noonu la ko Abdou Cissé waxe te muy dëgg nag yaa fi nekkoon di jooy noonu laa leen di bàyyi nag parce que bu leen neexee nag ngeen duggal saaga wax lu leen neex man moom sama dëgg dinaa ko wax mu leen di metti maay jàngat fenni Ousmane Sonko yi décortiquer leen benn par benn fenni léegi nee na moom bu bëggee voyager nee na bu bëggee voyager man ba léegi doon si loolu de ayca ñu ñëwaat bi Coupe d'Afrique bi ñëwee waaw boobu Coupe d'Afrique bi pare nañ sa bu ñu paree si Coupe d'Afrique ñu ñëw si passeport bi ba léegi passeport bi laay ñëw de ba léegi ayca ñu jàng mën naa su ma amoon pexe. non nañu génn par d'autres voies. nee na xam nga la laa leen bëgg a tegal prison parce que xam nga la laa leen bëgg a indi moom nee na heure bu mu bëggee voyager day voyager yor na passeport am agneste nañ la nee na léegi bu amoon yeneen pexe pour wane na rek moom mu ngi fenloo boppam ci émission bi bu amoon yeneen pexe yu mu mën a génne mu génne mais amul pexe yooyu kon Ousmane Sonko duul na Ousmane Sonko fen nga askan bi. yow nee nga tu es libre fu la neex dem te yow Guinée gi mënoo faa dem Gambie gi mënoo faa dem Mali gi mënoo faa dem malgré que nee nga yaa ngi jokkee rebelle yooyu ba pare nga naan bu ma amoon yeneen pexe sa passeport a ngi nii génn passeport am aaral sax parce que passeport moom yor passeport moom yomb na man mën na maa génn passeport mu ne passeport am a ngi nii Ousmane Sonko parce que booy wax ak askan bi sax des fois nga wax parce que man comme man gars yi defe nañ na sax man awma passeport ñoom lu nekk lañu wax ci réseaux sociaux yi ndeysaan xaar rek ma ndeysaan cey waaye monsieur passeport cey République du Sénégal wala may def nii rek Sonko passeport ambassadeur de mu ngi tàllal passeport am ambassadeur mu ngi tàllal passeport am man de maa fi ne yow kenn xamul ban passeport nga présenté République du Sénégal Union européenne République française Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest République du Sénégal gis ngeen man de man ma neexee man naa tàllal Sonko Sonko ñun na ñu ngi voyage ñun ñu ngi voyage ñun moom suñuy passeport a ngi nii kenn teewuñu maa ngi nii France ñun leer na ma kon voyage naa jóge naa Sénégal jóge naa un point A ñëw point B ki ne ba déggee rek waaw léegi affaire boobu léegi yéen jaaxalu leen nee na moom am na passeport am heure bu mu bëggee dem voyage mu voyage mais li ko jaaxal mooy question bañ ko posé moo ko kii mu ngi fii la ko waxee fii la ko waxee dama leen di wane fi mu ko waxee parce que tem nga kii ka gars yi ne moo Sonko woo ko fen ñoom dañuy weddi Sonko rek dañ ñëw prison parce que xam nga mën naa su ma amoon pexe damay génn par d'autres voies dellu si xool ndax dinañ ma mën a teg. loolu am na ko nee na boo amee pexe dégg nga nee na boo amoon pexe. kon amul pexe. waa léegi li mooy wane ay fenam la yéen ñii di wax naan bu ko neexee mu ngeex kii ana bu ma amoon pexe la wax de kon amul pexe. mën naa su ma amoon pexe damay génn par d'autres voies dellu si xool ndax dinañ ma mën a teg. ay waa ji non ambassadeur dafa garaaw kon maa raw diri fenn Ousmane Sonko laa leen xam nga génn na passeport di brandir léegi mu jekkee naan man bu ma amoon pexe sax
damay génne par d'autres voies kon yow amoo pexe de léegi su ban journaliste moo koy kii ne la yow mii nga ne nee nga libre nga saa yi boo bëggee bu njëkkee naa mën naa maa toog sax 5 ans bañ a génn moom day calculer après élection la après 2024 bi parce que xam na ne fii d'ici 5 ans mënu la génn te procès dafa war a am te Ousmane Sonko lii gën a garaaw si moom mooy gars yi dañ ko porte plainte cour pénal international muy waa CODAS ak ñeneen ak ñuy jàppale Adji Sarr fépp fu mu teg tànkaam si diaspora bi si Afrique bu ñëwee passeport am buñ ko tegee buñ ne nii passeport Ousmane Sonko si kii bi tif danaan teint rouge gars yi ne la takk gis nga drogué yi noonu lañ leen di jàppe ñi nga xamante ne dañ leen porte plainte ñoo porte plainte international ñooñu tamit noonu la foo duggal moom noonu la mel ñu def la li nga xamante ne moom mooy contrôle judiciaire aéroport yëpp yow say données mu nga fa bu ñëwee teg passeport am bu ñuy scanner passeport am ñu dugal def nii teet bu defee nii danaan teet rouge maanaam policier ya fa nekk sa aéroport boobu ñoo koy jël naka takk jàpp ko monété ko jël ko dugal ko au ñëf duñ sax amul sax wax da nga naan teint sa passeport ñu ne veuillez monsieur s'il vous plaît accompagner ñu jël la monété la dugal la si jeel bi xam na li tax il se contredit di fenal askan bi fenal la bay fenal ki nga xamante ne moom mooy Samba Sall. waaw. léegi ñu continuer tuuti si fenn. ñaar ñi ma mën a am. ñu ne yoon la ñëpp respecté yoon ñun ñëpp ñu ànd tegandoo benn tànk. waaye bu amee ñu koy respecté ak ñu ko respecté réew moom du dox. moo wax donc ni bis moo nammee tukki dinaa jënd sama billet dem. nam nga kañ Lomé. dellu si ci réew mi. Lomé de na ma dox lañ ma téye na ma doo génn. ma dellu si toog. ma daaneel kon kay yow mënoo dem. c'est important aéroport kay yow loolu demoo Gambie. moo wax tam rek. wala nga jël sa oto yow bul aéroport kay mën ngaa jël sa oto rek nga dawal dem Gambie. laa koy waxaat. loolu Mauritanie mënoo ko. judiciaire amatul ku lu neex mooy wax. Samba Sall bu ñu dajee juróom. dégg nga duul yi mu duulal Samba Sall fenn yi mu ko. dama ko ne monsieur Samba Sall. je suis victime d'un complot boo xam ne Macky Sall ci bopp foofu moo nekk ci bopp bi. on lui parle de Adji Sarr il nous parle de Samba il nous parle de Macky Sall. ñooñu dañ laa gunge woon ba ngay dem Sweet Beauté. ak Serigne Bassirou Gueye. yow neel yow sa caleçon sa tubay. te li wax yëpp am naa ci firnde. ay fen ak a mën a fen. ay waa ji. mu ne ah non lii du ma ko bind. ma ne ko di nga ko bind. mënoon naa bind nag dafa ci sa ñaari jabar. samay avocat jóg ne ko c'est son droit. ñu xëccoo 10 minutes. moo xam ne dama bougé mun a greffier bi bindal. waa léegi fii xam nga léegi xam nga fii lan moo ma fi intéressé ñoom Pastef dañoo fenoon ne Samba Sall bi muy recevoir ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ñoom ñaar kese la woon ñoom ñaar juste Samba Sall ak Ousmane Sonko kese. barke Demba Ndiaye gis ngeen Abdou Cissé génn benn photo wane ne Ousmane Sonko ak Samba Sall ba mu ngi koy posé ay avocat am ñu ngi toog bay commentaire waa Pastef di saaga ne loolu lu dëgg tey Ousmane Sonko confirmé ne Abdou Cissé mi bokk si ñun di liggéey comme digital ak riposte et cetera moom la mu waxoon Ousmane Sonko dëggal na ko léegi kat mooy fenkat bi Sonko mi fenoon ne moom ay avocat am ba koy Samba Sall di kii woon nekku fa woon nekkuñu fa moom kese la woon léegi Sonko moom moo ñëw ne ay avocat am nekk c'est son droit mu door ko def mu door am kii dolli ko si da ngeen di dama leen di indil ay fenni Ousmane Sonko rek c'est contradiction dama leen ngeen xoole ay discours am nañ ñëw bu ñu paree dinaa leen ñëwaat si li kii waxoon man dama leen indil rek fenn discours. dégg nga je ne vous reconnais pas comme mon juge yow. dégg ngeen. parce que vous êtes un juge faible, malléable, à la merci de tout ce que je viens de citer. te li ko wane mooy dossier 94 milliards yi nga xam ne man maa ko dénoncé. tu l'as classé sans suite. te jamono jooju OFNAC def na un rapport de plus de 50 pages mais Sonko a raison sur toute la ligne. ak a mën a fen ak a mën a fen. kon famille boobu xam naa leen. matoo pour mën a instruire dossier bi. yéen doo ko leen di saaga amul problème. dugal leen yéen dafa jóg taxaw ne bii moom du ma ko bind. ma ne ko di nga ko bind 20 minutes ñuy xëccoo moo xam ne du ma bàyyi mën a waaj a bindal loolu moo nekk ci dossier bi. kon ñoom ñaar rek nekkuñu. te man loolu mooy li may wax foofu laa ci yem la ca des ñoo ko def. ay léegi Abdou Cissé bi mu waxee lii da ngeen ko weddi woon saagoo ko ndey wax ko wax ju ñaaw ne ko loolu amul ne leen Sonko ba muy gisee Abdou kii moom kese la mu ne leen am naa yeneen preuve te fen yi bu mu fa fen gars yi génnal leen ko gis nga noonu lañ génne woon après avocat am ba mu paree ba wax ne
Ousmane Sonko tëddee na Adji Sarr ci tëddee yu bari ba sodomiser ko dégg ngeen benn avocat moo ko kii woon audio boobu yéen ñëpp dégg ngeen ko léegi lan moo tax bi Abdou Cissé waxee loolu ngeen ne ko du dëgg day fen mu ngi nii photo baa ngi nii vidéo baa ngi nii ma tegal leen ko ma tegal leen da koy def 20 boobu nga 15 waaw xaaral mu ngi nii defe na mani photo baa ngi noonu man maa leen ko génneel Ousmane Sonko ak juge Samba Sall mooy jour bi mu demee ñaari avocat yi wër ko li ngeen déggoon ci buntu bi ñu naan dañ leen tere dugg avocat yi dugg na fii génn fii yooyu yëpp ay manipulation la woon pour xartal nit ñi ñu gën a mer. Ousmane Sonko nag dégg naa ko mu fen ci ay fenam nee na bi mu duggee ci bureau juge bi da koo jox si jaara ni ko julli. day fen loolu yëpp xanaa dem baalo jaaxala. Ousmane Sonko dafa ñëw ci bureau juge bi toog. laahi. juge bi ni ko du ma la def mandat de dépôt waaye dinaa la def contrôle judiciaire Ousmane Sonko mii wax nañ ko vidéo bi mu gis ko muy tëddee Adji Sarr avocat bi gis nañ ko loolu moo xew de. photo baa ngi ngeen di gis gars yi. affaire manipulation yi ñu ci dugaloon yooyu yëpp di wax. photo baa ngi nii jeex na jàll na. juge Samba Sall ndeysaan mi ngi nii toog. ndeysaan yàlla na yàlla yeesal yërmandeem. amiin te xaare ko àjjana. amiin yàlla jox njabootam xolu muñ. amiin Ousmane Sonko ngi nii toog jàkkaarloog moom. waaw. waaye dina xam ni dina jàkkaarloog beneen juge. muy yàlla suñu borom subhanahu wa taala. bakkan yi mu rey ci réew mi doomu jaambur yi mu toroxal ci réew mi alalu jaambur yi Ousmane Sonko yàq ci réew mi ba tey am ay chômeurs yi taxawal ci dëkk bi amatuñu liggéey. wallaahi bu ko jigéen ma xam ni daanaka. gars yi mu ngi nii Samba Sall photo boobu ñu génn loolu wax dëgg daal mu ngi noonu toog ni mboq jàkkaarloo juge bi moom xam naa ni ñu bëri amuñu ko. jaajëf. waaw léegi barka Dembo Ndiaye kaña la woon sax ba bi muy envoyé kii bi le 10 mars bi passé nii xam nga léegi le 10 mars la Abdou Cissé génn photo bii ngeen waa Pastef du dëgg ay fen la Samba Sall bi muy toog juge dañ na ko yàlla jéggal moom kese la woon ak Ousmane Sonko léegi tey le 11 mars Ousmane Sonko mi ngeen di défendre si loolu ñëw ne moom moo toogoon ak ay avocat am malgré que la mu fen yëpp nee na moo toog avocat yi toog mu ne Samba Sall defal lii et cetera dugalal lii si biir et cetera léegi kan mooy fen gars yi ñun dañ leen di informer vrai et juste te li ñu xam denc ko moo ëpp sax xam nga ñoom lan lañ doon ut gars yi teel a génn photo yi bu ñu génnee photo yi nga xamante ne ay kii compromettante la si Ousmane Sonko bu ko defee kilifa yi dañ naan waaw yéen ruus leen lii waroo leen ko woon a génne bu ko defee procès bañ a am maanaam il poussait les gens à ce que ñu génne li nga xamante ne moom mooy photo yi léegi bu ko defee bu ñu génnee photo yi day ñaaw goo xamante ne léegi gars yi tam ñu naan waaw lii ñaaw na lii kii jaru ko et cetera léegi bu ko def léegi nag gars yi na leen xaar leen bañ dem procès bu ñu demee procès léegi mbir mi dina leer Ousmane Sonko loolu moom moo nekk kii yoon équation am loolu la. kii noonu je vois un malade il a besoin d'aide kii ñoom commentaire yi xoolal réseaux sociaux yi nee na je vois un malade il a besoin d'aide Sonko gars yi nee nañ kii niñ ko gisee ku feebar la. mais daa bëgg ku ko dimbali. léegi moom bu dee moom nee na. ñoom ñoo ñu ak. bu dee moom mu ngi nii passeport bi ba léegi. moom bu ma xam ne Macky Sall Sénégal am na président ou pas mais na jéem a dem Gambie xool na toog rek ne je vais en Gambie. Aïssatou Diop Fall. na dem bilaay boobu kay wax. Sonko demal Gambie. non Sonko moom bu ma xam ne Macky Sall Sénégal am na président ou pas mais na jéem a dem Gambie xool. Sonko na toog rek ne je vais en Gambie. na dem Gambie. waaw léegi non Sonko moom bu dee Sénégal amul président amul justice te moom nee na fu mu bëgg a dem voyage yi demul waaw léegi Sonko boobu ba léegi ñu ngi lay laaj demal ñu Gambie wala nga demal ñu Mali nga ne man Ousmane Sonko ñëw naa Mali maa ngi Gambie ba léegi mënoo kaa def moo tax gars yi tam kii wala lii boobu ba léegi te lii ñu wax ni dëgg la journaliste yi waaw léegi journaliste yi ñoom ñoo dul leen poser les vraies questions moo tax kii ne mu ne le manipulateur est souvent empreint
d'un orgueil démesuré. Il a tendance à rabaisser les autres. Il emploie régulièrement la désinformation, le mensonge ou la calomnie. Il harcèle insidieusement en intervenant jamais directement, préférant pousser les autres à agir à sa place. moom kon mu agir place am de na jeunesse bi dem na ñeneen dem muy jël ay xajam jël ay nitam yoo xamante ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi naan leen dem leen ngeen saaga dem leen ngeen wax ju ñaaw gis nga moom la ñu kii ne Cheikh Sarif moom la gars yi kii wal nii tey gis ngeen réseaux sociaux yi nii ko gars yi def Cheikh Sarif moom la ko gars yi indil. pour wax ne mensonge pathologique di fen. day yegg ci niveau fen niveau boo xam ne. soo moom ci boppam day gën fen yi. baara mensonge pathologique. loolu mooy le mensonge pathologique. nit day dem ba ñax. day yegg ci niveau fen niveau boo xam ne moom ci boppam day gën fen yi. waaw mu ngi noonu mensonge pathologique. bi ñu ngi koy. mooy loolu mooy mensonge pathologique de Ousmane Sonko. day fen ba mu jógee prison. parce que maa dem xam nga ay fenam. contradiction mën naa su ma amoon pexe damay génn par d'autres voies. bu ma amoon pexe damay génn fa ndax am na ko loolu laay di wax pour wane day fen ay fenam ba mu yàgg defe ne ay kii la si noonu dañuy ñëw rek sax jéem ñu waxtaan moom waaye si noonu rek dañuy ñëw indi benn femme bi nga xamante ne Ousmane Sonko daf ko toroxal leen parce que moom dafa loon organiser dañ loon organiser mu ne jëf ju ñaaw ji Ousmane Sonko def jigéen nii doy na waar élection maire bi ñu ko def dina tax ñépp a xam ne jikkoom c'est parce que c'est des dames qui se battent pour leur dignité ne sont pas dans son parti qu'Ousmane Sonko def leen jëf yu ñaaw ji fekk ay jigéen yu ñëw doole di daje daan seen doole def seen foire ngir dundal seen njaboot yow Ousmane Sonko nga ni du fi am ndax ànduñu ak yow. Écoutez le cri de cœur de cette dame que c'est triste ça se passe à Ziguinchor cet imbécile de Ousmane Sonko def ko te démb dañoo ñëw xeexaa moom ci réseaux sociaux yi wili pande que ci réseaux sociaux yi mu jógee mu door a def recul te il fallait ñu def ko parce que dañuy seetaan weeru mars 8 mars nekk fi nga toroxal jigéen jël Adji Sarr sodomiser ko def ko li nga ko def rey 14 personnes ay nit ñàkk seen bakken nga ñëw di toroxaatal jigéen mu ngi nii man du ma waxantu jigéen bi waxal boppam xaaral mu ngi nii acca ñu ngi lay ñaan njëkk. Ousmane Sonko. foire bii boo ko tasee di nga lor ñu bëri ci biir dëkk bi ñu ngi lay ñaan njëkk Ousmane Sonko. imbécile la bëgguñu fitna ci biir dëkk bi jàmm moo fi arrangé ñëpp ak jàmba laa lay xool. bëgguma fitna ak kenn ci biir région bi nag Ousmane Sonko yow yaay suñu maire. waaw mais ñu maire bu ko ngi lay loxo di la ñaan nga may ñu jàmm ci biir dëkk bi bëgguñu fitna Ousmane Sonko ñu ngi lay ñaan jàmm nga may ñu yeggali suñu liggéey. yow la fi yàlla taaj bu ñu fitnaat Ousmane Sonko ñu ngi lay ñaan nga may ñu jàmm gannaaw yàlla ak yonent bi ñu ngi lay tàllal loxo di la ñaan nga may ñu yeggali suñu foire. ndeysaan loolu xoolal rek lañ lay ñaan ay jigéen de ñii waxuñu kaay maase ñu parce que defuñu fu foiru massage defu ci développement lañu mës a dox foire képp ko fi organisé. waaw foire rek ngay ji. wallaahi gis nga de foire képp ku fay organiser foire ngay kii moo tax gis nga. ñu ci déglu kenn ci ñoom nga xamante ne ñoo doon amal foire boobu de Ramatoulaye Sow ci micro la mi baax. dañ fi organiser benn foire boo xam ne ñu ngi ko def ci rond-point Aline Sitoé Diatta bi ñu ko defee ñu dem uti autorisation mairie jox ñu autorisation jox ñu eau de recette ñu fay suñuy droit yëpp ñu dem dañoo fay ba mu am 10 jours ci biir 10 jours yooyu démb police ooma remettre ma benn lettre ñu ne ma Ousmane Sonko moo wax ni dafay tas foire bi tey ngoo léegi nag ci gannaaw loolu bi mu waxee loolu léegi ma dem yónni ay kii bi mu waxee loolu léegi ma dem yónni ay kilifa yi nekk ci biir région bi ñëpp ñaan ko njëkk di ko ñaan ndax ñun ay jigéen lañu di daan suñu doole di dox ci développement ci biir région bi di dundal dëkk bi mu ne lu tax defuñu fa foire commerciale loolu yëpp ñu dem ba mairie ma ne ko loolu defuñu ci attention ndax man bi ma amee fit rek ba tëgg foire rek yow yaa ma doole yow Ousmane Sonko ndax bu ma amutoon eau de recette boo ma door 700 000 dama ñeme dem foire ci biir Ziguinchor ñu ngi lay ñaan njëkk foire bii boo ko tasee di nga lor ñu bëri ci biir dëkk bi ñu ngi lay ñaan njëkk Ousmane Sonko bëgguñu fitna Ousmane Sonko ñu ngi lay ñaan jàmm nga may ñu yeggali suñu liggéey yow la fi yàlla taaj bu ñu
fitnaal Ousmane Sonko. kon tàmm naa fitnaal ñu jàmm. imbécile la ak yonent bi. waaw ñu lay tàllal non sama xol day tooy sax non sama xol day tooy kii bi ba mënuma continuer di déglu wax ju ñaaw ji nga xamante ne Ousmane Sonko def na ko dafa reculer képpil xool dafa reculer parce que bu ñu ko bàyyi woon rek li mu bëggoon da kay am te daf koy def Sonko yaay imbécile Sonko yaay salopard yow lu mel ni weeru jigéen 8 mars tey la 12 yow ñëwaguñu sax jour anniversaire 8 mars nga commencé nii nga toroxalee Adji Sarr ne du fi wax Adji Sarr boo waxee ci presse nationale ngeen war la wax dañoo jënd wala nguur gi moo leen fay boo waxee presse internationale nga ne dañ leen a jënd pour ñëw ci duuli Ousmane Sonko mu def ay révélation yu graawati léegi Ousmane Sonko day ñëw toog yor ay këyitam yu mu leen dul wan 1 2 3 mu tuumal doomu aadama te mësula génne benn preuve wan leneen ne li muy tuuma yi muy wax mu ngi nii tuumal doomu aadama sans preuve ngeen ne da ngeen koy gëm te doomu aadama yi koy ñëw waxal ko Adji Sarr mi ko waxal yor nay preuve am yor na ay photo yu mu defee taati neen yor na ay audio yor na ay vidéo am keneen ki nga xamante ne 21 audio 7 photo 3 vidéo te mu naan man la Mia ak Kia ba muy ñëw ñoo ko njëkkoon def massage te kooku ne moom ak xaritam ku jigéen ñaar ñu jigéen Ousmane Sonko boole leen ñoom ñaar ñëpp maanaam tëddee leen ñoom ñaar ñëpp juutal leen te moo gën a garaaw photo yaa ngi fi vidéo yaa ngi fi ba Ousmane Sonko waxee ne moom demul Sweet Beauté xamul Sweet Beauté jàkka ja la xam ak kii boobu ba ñu génnee information bi si la ñooñu envoyé ko si beneen femme boobu si la Ousmane Sonko daw door a reconnaître affaire bi te man maa ngi kii bi au début ñoom la ñu waxoon fenn Ousmane Sonko nag journaliste yi bëgguñu see jàngat léegi mu ne presse internationale bi léegi fu ñu nekkati toog muy RFI muy Le Monde et cetera du fa dem te Ousmane Sonko yow du nga ñëw ba France fii di def ay interview ñu lay jël fu nekk Espagne Suisse fu nekk def nga fa ay interview presse internationale bi di la jël léegi parce que nga ñooñu les vraies questions lañ lay poser nga ne nag ñooñu doo wax ndax nga naa jël presse bi nga xamante ne la presse alimentaire bi nga xamante ne corrompu say nit ñoo fa nekk comme niñ ci nekkee si yenn si salle de classe yooyu nga ne presse bi nga xamante ne mën nga leen jox ay 50 000 25 000 100 000 francs yoo xamante ne am na presse journaliste yu nekk si yenn kii bi du presse ba moo leen di fay de Ousmane Sonko moo leen di jox lu ñu dunde c'est pas 40 000 60 000 ou 100 francs moo leen defal ñu fay seen logement 150 000 francs wala appartement 300 000 mënuñu ko am si organe de presse bi léegi patriotes yi ñoo leen teg pour ñuy construire l'image de Ousmane Sonko ñoom lañ fa teg ku ñëw rek ñu koy dambat buñ koy poser question Ousmane Sonko di wax lu dul dëgg di fen askan bi nga ne ko Ousmane Adji Sarr dañ ko wax rek mu paniqué Ousmane Sonko di def ay faits divers dem si match dem si nawetaan dem si ay faits divers dem Italie France Allemagne yóbbu xelam bi nit ñi naan ni waa mais ana journaliste yi ku koy relancer gars yi ne xugga rek ne xugga man ay waay Pape Ngagne Ndiaye woon manqué na fi ay Aïssatou Diop Fall temps yi mooy kii noonu ah lan moo tax Ndeye Fatou Ndiaye jëluñu ko Ndeye Fatou Ndiaye bu Walfadjri première fois ba muy jëkk ñëw mu préparé pour poser que les vraies questions ñu dàq Ndeye Fatou Ndiaye Walfadjri ba Ousmane Sonko def plateau ba dem ñu door ko jëlaat indi ko gars yi yéen a ngi fàttale ko daaw Ousmane Sonko noonu la dañ doon defoon waa Walfadjri dañoo dàq Ndeye Fatou Ndiaye génne ko Walfadjri parce que dañu bañoon moom bu ñëwee day poser les vraies questions te questions yooyu c'est des questions gênantes pour Ousmane Sonko lu tax nga bàyyi fa sa jabar sa ñaari jabar bu dee bës rek la wala massage sa jabar mënal lañ la ko doo créer ay sur accident ba ñuy kii noonu lu tax nga wàcce fa say garde corps lu tax nga wàcce fa say chauffeur ñëpp demuñu congé te yow bi nga ñëwee fal nga leen fekkaat lan moo tax ñu ne la kaay def test ADN Ousmane Sonko nga bañ na doo ko def yow nee nañ la sa man niw moo nekk si pëye Ousmane si pëye Adji Sarr maanaam si sexe Adji Sarr yow da nga fa déposer sa man niw docteur ba ko doon def prélèvement ñu génn man niw boobu teg ko ne Ousmane Sonko kaay ñu defal la test ADN bu dee sa bos la ñu kii ko ñu xam ne yow sëyoon ndaw si mais Ousmane Sonko da ngaa bañ yow waxu test ADN sax waxatoo ko te test ADN sa waay mën nga bañ a génn waat man niw même après sa karaw sax mën nañ ko jël wala sa sali wala yooyu noonu sax ñu jël ko defal la si kii quoi pour comparer ndax man niw bële est-ce que dëgg la yow yaa daanu wala daanu woo Ousmane Sonko depuis boobu mu daw test ADN mosoo leen dégg Ousmane Sonko nangu ko Sonko yaay imbécile Sonko yaay doomaraam Sonko yaay assassin avec ça tu as assassiné 14 personnes tu as appelé au mortal combat Ousmane Sonko
tu as fait tuer 14 personnes léegi fan la ñuy wax waaw Adji Sarr de moo tax peut-être nii Adji Sarr da ngeen kaa mës a dégg mën a kii Adji Sarr tur bi daa dem section de recherche wax li muy wax na leen affaire bi na yem si manax moom bëgguma sax sama patron dégg ko man tëddee bi mu may tëddee laa bëgg mu bàyyi rawatina bi mu may sodomiser di ma tëddee fi may demee cabinet toog naa ba mu ko jëkkee def toog na une semaine boo xamante ne Adji Sarr ne une semaine yoo xamante ne mënu la sax toog ndikex metti gu muy metti sëyu góor jigéen la ko doon sëyee yaa yeey saaga ko seex Sonko loo ko saaga dagan na loo ko xas dagan na léegi ngeen jël ab imbécile di ko protéger quoi ku ñëw liggéeyal Sénégal wala Macky Sall wala ay mburoog soo ngeen ne war la liggéeyal Sénégal ngeen di jël seen 125 millions 245 milliards 5 millions di ko jox ngeen ne woon ngeen ne woon fii benn kii de 10 milliards la waxoon la bëggoon jëkkoon a wax da ko bëgg pour 2024 ngeen toog quelques semaines ngeen ne amoon ngeen xam nga 3 milliards 500 et cetera ana xaalis ba xanaa doo leen ma lépp si ndiggaam la ko def toppa caga ji toppa salon de massage yi di dóor si booy yi di leen sodomiser mu jeex ne nangu na jël Oxfam financement Oxfam bi ne moo ko fi jël yooyu yëpp dañ siy ñëw parce que gars yi bëgguñu si ñëw man lii gars yi ragal a wax si seen télévision yi man moom laa leen di indil tegal leen ko man sama yoon nekku si boo leen ma mere ngeen a xam bon li xool man yooyu maa leen koy ñëw tegal leen ko muy boy muy neex ma tegal leen ko mu leen di naqari ma tegal leen ko gars yi Aïcha ambassadeur depuis Paris from Kër Ndiaye Lo di jaajëfal ndax xoolal Kali démb émission bu neex la def invité Françoise Hélène Gaye kii mooy Kaliphone Sall ñu leen koy présenté di jaajëfal Ibrahima di jaajëfal Mati 3com di jaajëfal gars yëpp noonu Kale gi nii sama doomu ndey gars yi bu ñëw jóge Pastef démissionné Pastef nag gars yi ñëw indi ko dinañ leen si ñëwal Aïcha gars yi dès que ñu ñëw si yeneen ñu ñëw répondre affaire ñu continuer Aïcha gars yi partagé leen ko ana des kii du ma ko may dara tey ndeysaan non démb fii la Kali duggee quoi jël Françoise Hélène Gaye kon nag Fun City tey la bu leen ko fàtte à 15h Kodas waa ñi jàppale Adji Sarr war a ñëw journaliste yëpp ñëw leen ku ñëwul nag ñoo xam ne da ngay ne kay waaw Kali bu ragal dara Aïcha mu ngi noonu Aïcha Kaliphone Sall laa ngi noonu aussi. Sénégal lan moo tax Aïcha ñu jël ñu wax dëgg. lan moo tax Sénégal ñu neetuñu wax dëgg. waaw doomu kii bi la ñuy ñëw ñu teg. moo tax ñuy jël dëgg di ci làkk ginnaaw di ko làkk ci ginnaaw fen. Adji Sarr li ñuy dund nii yëpp ñàkk moo ko waral. dëgg la ñaata nit a fi ñàkk di dund lii te ñu ñëw ñu koo wax. ñaata nit a fi ñàkk tëdd ci kaso bi te dara tegu leen fa lu dul ñàkk. ki amaleen tuumaal ba tëggu leen. nañ leen waxante dëgg Sénégal boo waxul dëgg wax ay fen te gis ngeen nit da ngay wax dëgg ndax yàgg kenn du la fekk sa draayu bàmmeel ñàkk moo tax mu sonn mais tey bu amoon cëy ku ko defoon doomu ko am cëy ku ko defoon doomu ko am Adji Sarr chaque jour ñi ñàkk ñu ngi lay soutenir mais fii mooy Ndoumbelane na nga jàpp ni fii mooy Ndoumbelane fii chaque jour rongo ñu baadoole bi mooy cimetière yi buur. dëgg la day wax dëgg. dëgg la mu wax ju jàngat ju am solo doomu dàngu doomu caaro yi du moins mu def jàngat boobu. Sénégal lan moo tax ñu neetuñu wax dëgg. kon Adji Sarr a ngi noonu. lan moo tax Sénégal ñu neetuñu wax dëgg. lan moo tax ñu jël ay journaliste ay ginnaaw di ko Ousmane Sonko ginnaaw fen. waaw ma tegaat ko Adji Sarr li ñuy dund nii yëpp ñàkk moo ko waral. dëgg la ñaata nit a fi ñàkk di dund lii te ñu ñëw ñu koo wax. ñaata nit a fi ñàkk tëdd ci kaso bi te dara tegu leen fa lu dul ñàkk. dëgg la ki amaleen tuumaal ba tëggu leen. muy Sonko moom nañ leen waxante dëgg Sénégal boo waxul dëgg wax ay fen. dëgg la te gis ngeen nit da ngay wax dëgg ndax yàgg kenn du la fekk sa draayu bàmmeel ñàkk moo tax mu sonn mais tey bu amoon cëy ku ko defoon doomu ko am. daay loolu benn cëy ku ko defoon doomu ko am. wallaahi Adji Sarr chaque jour ñi ñàkk ñu ngi lay soutenir mais fii mooy Ndoumbelane na nga jàpp ni fii mooy Ndoumbelane fii chaque jour rongo ñu baadoole bi mooy cimetière yi buur day wax dëgg. jaajëf ñii damay kontaan si ñoom comme ay Talla Sylla comme gars yi yéen xool la ndeysaan xool leen caga bi ak cagaam bii passé nii la def nee na day xarulu nee na day def malaise di daanu si weeru ay dëmboot pour wane ne Ousmane Sonko ak cagaam yàgg na si moom xool leen
caga gi muy caga yàgg na xoolal amul fañ fu muy daanu si weenu ay dëmbooj nee na malaise la rey 14 personnes xoolal daanul ko defale de mais si ay dëmbooj lay daanu maanaam mën a def buzz léegi ay kii am ay kii nga xamante ne ay soldaaram la xaw ma ay gaayam yi nga xamante ne ay sécurité na nga mën a àndee sa sécurité nga ne da ngay def malaise jigéen gi ay dëmbooj nekk na le dënnam ay dëmbooj bi moom macha allah jabari jàmbur la de mu dem bay daanu côté bi ne nii xaaral ma daanu ne leen tëdd si dënnab jàmbur caga bi mu doon noonu lay def maam jaara faam fu mu ko gisee rek lonko ko rek ne nii rek jël loxo bi sànni si weeni non ay Sonko di caga Sonko mu ngi leen wane moom affaire caga moo ko neex c'est que Sénégal boo leen paree pour fan président caga moom nee na moom pare na moom mën naa nekk seen président. li may wax mooy dafa jot. léegi mu ne France teggeeku ñu. ne dafa moo fi waxoon lii France. dafa jot France wàcc ñu. waaw yaa ko fi waxoon. ba ñu dabee ak France ba léegi. duul. ñoo xam dañ ko def parce que dañoo contre France. dégg ngeen. am na ay yoon yu fi nekk ñu tuddee ko ay doomu France non seulement duñ ko changé waaye dañ koy renforcer ko ndax doomu France yooyu taxawaay bu rafet dañu amoon suñu diggante ñoom xeexuñu ñu waaye sax dañ doon jàppale ñu pour ñu bañ a def ci fitna forcé loolu buñ ci laal dara noonu lañ koy bàyyi bu question dañuy xeex ci yow dañu compétition dégg ngeen. ñu wax kii 15e siècle ba léegi. problème c'est problème suñu dara baaxul. depuis que wax leen ma ban réew la fi France colonisé ba pare di ko imposer waat néocolonisation te réew moomu avancé amul ci àdduna li ma wax mooy dafa jot France teggeeku ñu. waaw lii lépp seen waa ji dafa moo fi jot waxoon de France wàcc ñu. léegi seen waa ji moo fi waxoon lii lépp de mosoo leen ma dégg ma ne ma président Macky Sall. dégg leen fii rek léegi xam nga affaire France bi dama tegal naa leen ko ngeen ni Sonko du fen lu mu wax rek dëgg la léegi moo taxaw ne daa changé tali France du ñu liggéey lu baax du leen tuddati et cetera moom moomu moo ñëwaat ne acca France kaay gari ar gaay mu ñëwaat fii waxoon lii mosoo leen ma dégg ma ne ma président Macky Sall. waaw sa tête notamment président Macky Sall mais c'est une crise qui mosoo leen ma dégg ma ne ma président Macky Sall. waaw sa tête notamment président Macky Sall mais c'est une crise qui interpelle. dégg nga dégg maa ngi bëggee kii tamit les activistes sénégalais kii moom mooy Pape Omar Dia moom ba jëkk kii moo ko jëkk a interpellé si affaire yu soldats yi waaw ba Pastef Grand Mbour nee na fii lu fi waay wax di nga ko waxaat ëllëg wasalaam waaw moo tax nag Ousmane Sonko fen yi mu fenoon xanaa léegi dina ko kii léegi après avoir reçu des fonds de Oxfam comme connu pour son soutien à la communauté LGBT après avoir signé sous réserve la pétition pour la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal après avoir été reçu en Suisse par un couple gay góor jigéen nous vous disons hier à travers kii la recevoir kii moo yor affaire góor jigéen yi nga xamante ne si maire Havre bi mooy def promotion góor jigéen fii si France foofu mariage yu góor jigéen yu bari yoo xamante ne Ousmane Sonko kii na ko Ousmane Sonko moomu moom la jëkk recevoir si ay tubaab te yow nga ne da ngay xeex tubaab ñuy xeex góor jigéen ngay recevoir première ko recevoir góor jigéen ñu la ne da ngay def partenariat ak sa maire Ziguinchor waaye koo yab koo la yab Ousmane Sonko kan la yab. yoo xam ne déjà dal na ci kaw Ousmane Sonko. nee na jot na Sonko jot passeport am loolu ngeen bindoon gars yi ne leen jot na pas de passeport sans procès moom la leen gars yi waxoon ne leen pas de passeport sans procès léegi ñuy continuer rek. ambassadeur depuis Paris. waaw from Kër Ndiaye Lo di ñëw nag c'est spécial. Allô mon frère. Allô. Ouais, ok, j'arrive. Je finis tout dans 10 minutes. Ouais, j'arrive j'arrive. Ok, je finis en live. Ok, ça. waaw mu ngi noonu léegi loolu moo ko waxoon non gars yi sama live bi nag dina xam naa dañ koy yemal après damay àggali benn kii bu ndaw rek lu ma bëgg rek parce que dama leen bëgg a décortiquer fen yi xam naa damay bañ dinañ si ñëwaat dañ si rebondir man damay indi ndànk par ndànk rek ñu tegal leen fen yi nga xamante ne moom fen nañu ko ñu ñëw indi si loolu laa leen di leen jox nag na leen. parce que man ay fen laa mën a bañ a digérer sa waay tegal ñu di ñu fen ñu war kaa nangu léegi affaire la tubaab bi moom day la mooy bañ si tubaab bi moom lay def léegi recevoir na góor jigéen ñi jël na xaalis Oxfam et cetera yooyu yëpp lépp lu mu bañoon daal nangu na ko. ñoom. acca aji waaw wax ma lan moo xew. xoolal kii ndeysaan. mu ne ma Tatakura Sonko toppeewu ma mamel la ma toppee. ni ma xam ne ñun jigéen ñi buñ toogee nii
bu ñu maasee nii ba pare suñu toogee dañuy waxtaan ku dugg maase soo génnee xam nga rek ne ma ay jigéen ñun dañuy waxtaan kii dafa agressif wala kii dafa ma doon forcé wala kii dafa bëggoon tëdd ak man ma bañ ñuy waxtaan comme ay jigéen ma ni ko waaw mu ne ma man fii maasew ma ko ma mel sama xarit yi doon maase bu ñu génnee ñoom ñooy wax nim leen di def da lay forcé foofu la tëddee ñaari nit nee na ma benn bés ma aye ko maase ñaari jigéen foofu la leen tëddee commencé di ma làmbaatu ma ne ko man xaw ma góor mu ne ko da ngay fen yéen ñuy maase fii kan mooy maase te xamoo góor mu ne ko man xaw ma góor si nee na ma maase ko ba pare nee na ma ko tata man mënuma maase damay bës man jàngu ma maase jàngul maase moom man damay bës sa jabaram mën na ko jabari Sonko xanaa mën nañ nee lool na mu proposé ma 100 000 francs ajee may wax de dëgg la mu proposé ma ne ma dinaa la fay 100 000 ma ne ko man xamuma góor fekk dégg naa que ni ñoom ñëpp lay def noonu bugguma mu yàq ma ne ko man bugguma nee na mu commencé di xëccoonteeg man nee na ma bañ après mu solu dem nee na jour boobu laa bàyyi foofu daw Sweet Beauté nee na ba ma demee Sweet Beauté ma fekk ñoom dañuy def soutien ak slip ay ja Sonko de du weddiwul wax de Sonko ba léegi weddiwul lii ne noonu man nga fay maas ma bàyyi c'est une forme de prostitution. nee na ba ma bàyyee xoolal xale bu day noonu 20 ans sa nday dee ngay taxawaalu amu ko la téye waaw mu xiif nee na ma bàyyi Sonko di ko siif benn bés nday xati woo ma ni ma aji dellu si amatul soutien ak slip ñu mën nga ñëw léegi dañ lay bës rek da nga ça c'est un métier et ça c'est un métier nee na ma dellu si ndekete Ousmane Sonko moo ko wax mu woo ma dégg ngeen nee na ma benn bés ma toog rek dégg moo ma koy nettalee tatat fëggal nee na ma ni ndey xadi na ko xaar ndey xadi dem ubbi nee na ma ba ma nee jàkk ci moom sama fit bi dafa rës moo yaay de ku ko gis si télévision sax kii moo tax kenn di ko seetaan si télé internet rek la ko gars yi seetaan nga defoon ni duma la gis nee na ma ni ko man tonton man dawuma la de mu ne ko danga may daw yow xanaa xamoon ni dama la bëgg billaahi ajee ma nettali li maa ngi wax Seneweb laay waxee Macky Sall moo raconté ma nettali lii nee na ma gars yi conférence bi tey jii 15 heures Fun City bu leen ko tàll maa ngi fii ci ngeen dégg lu garaaw nee na mu ne ko yow yaa ngi may daw mais su fekkoon ni dama la gis avant mooy takk sama beneen jabar bi xale bi dafa jekk ndeg xale bi séeréer la est-ce que doo ko envoyé benn vidéo sax gars yi tegaat nañ conférence Fun City ma bind ba baax vidéo Sonko aji nee na ma noppi comme waxuma dara làmbaatoo ma def ma dara bàyyi mu def 2 jours mu ñëwaat defuma dara 3e jour bi la ma forcé ngeen baal ma ci kàddu bi sénégalais nee na mu jël loxoom maa sol jupe Sonko moo ko di ko sama taat ni ko non lii du ma bàyyi kenn di ko jël ay waa ji Sonko am na blessé sama bopp loolu Aliou Sall moom moo ma ko nettali nee na moo ko maasay bu ma ko def nee na ma ñu xëccoo mu puus ma daal di may daane si karaw yi na mu tëdd fokk ci biir néeg bi sotti ma huile bi sotti ko huile il est agressif nee na ma nday xadi war na dégg bruit bi te da koy sodomiser da koy tëdd si ginnaaw bi dégg na bruit bi ñoom ñëpp lay def noonu tëdd si ginnaaw lay def nee na muy xëccoog man ba yegg ci man nee na ma ba may jooy nday xadi gis na ma ni ma yow doo noppi yow nga nar fi nekk fës lay ji yow doo noppi ci lim ñuy defal si ma ne ko daf ma gaañ mu naan ko du nee na la nga noppi boo ko fi waxee it da lay rey doo ci am ndam te da kenn du la gëm te du la gëm tey ngaa noppi mu takk la ñun ñëpp ñu defaru ci nee na ma lii lañ ma convaincre selon lii lañ ma wax moo waxuma ñaari fan ñett yi ne mu ñëw xool ndax li ko gën a metti nag wax naa wala waxuma déglu leen li ko gën a metti mu wax muy tëddee Adji Sarr comme góor jigéen ñi waatal ma ni ma daf may takk waaw noonu lañ lay naxee pour ni ma doo dugg ci palais bi anyway nee na ma jël na sama fit moo tax mu foog ni état ñoo ma ngemb ragaloon naa ko benn peeru ragal boo xam ni ndeysaan da ko ragal peer boo xam ne ragal boo xam ne aji wax ma lan moo ndeysaan ma ba may jooy ndey xat yi gis na ma ni ma ragaloon naka benn peeru ragal boo xamante ne xam nga mooy loolu te foofu la expliqué
kii bi asalaamaaleykum fii nag moom lañ waxoon ne ñoom di ziar ñëpp waa Ousmane Sonko yi waaw dama ne woon du ma ci àddu bi affaire xewee lii la waa Pastef waxoon Sonko wax waa këram yàlla da koy jaar waaw ñu wax ak yéen ñaari baat ci élément yi nga xam ne nii am nañ ko waaw le déglu voilà xam naa Fatou Ba génne communiqué noonu rek après nee na Sonko est malade il faut le signaler waddul dina wadd dans quelques minutes voilà ñu partagé ko ku nekk xool directive parti bi ñu ànd ci doxale noonu waaw ñu ngi voilà voilà ku ñëwal maa ngi raccroché léegi ak maître Tall le porte-parole du parti Pastef waaw li ngeen jëkkoon a wax waa Pastef li ngeen jëkkoon a wax février 2021 matul 5 minutes bu ma raccroché ak moom nii ñu xool kan mooy fen ak kan gënal ma ne ma Ousmane Sonko masta taxaw si sa son de massage masta nekk masta am lii diversion la nee na ma ñaata nit ñoo tudd Ousmane Sonko nekk ci dëkk bi ay voilà ay diversion la pour jéem a xool li fi jàll ak ñu yëpp ñu xool ni ñu ko muuree ji demee noonu voilà Abdoulaye Tall mooy porte-parole kii mu ngi noonu di jógee nii Ousmane Sonko moom ñoo nekkoon léegi nee na Ousmane Sonko masta taxaw fii astafirullah ci salon de massage dégg ngeen maître Tall teg ci ne ma Ousmane Sonko bu liggéey ba wàcc amul kenn ku ne ko mës di ko gis fu dul salle de sport afan waaw ndax boo ko gisee macha allah waaw doole beneen defar na yaramam waaw afan wala jàkka ja ndeysaan waaye mosula taxaw ci salon de massage donc wax dëgg yàlla mën nañ toogaale xaar communiqué parti bi liñ ci wax rek dëgg-dëgg ñu topp ci parti boobu maa ngi nuyu ñëpp di jaar waaw léegi leer na dem naa ko 21 heures. bu dëggalee ni dem na salle de massage mooy lu ñu ko jiiñ la moom la. ngeen de lii lañu waxoon ñoom ba publier nañ man si sama xel. waaw parce que dinaa ko mere ba dinaa ko mere boo xam ne fii la. naam dem naa ko 21 heures. waaw yow nee nga dem nga. parce que li ma yëg ci sama yaram. waaw kon Macky Sall yóbbuwul la. naa dem defi sama seet. waaw kon jéem a yow kenn complot wu ko kon moom kenn complot wu ko Macky Sall yóbbu ko siis ba yóbbu ko demal ci moom moo bañoon léegi nangu na ah gars yi kon léegi xanaa lii nag sénégalais lii war naa leer Sonko moo waxaat ne léegi moom li mu yëg si yaramam moo tax mu dem salon ba léegi ba caay-caay ba mu yëg caga ba mu yëg jékki-jékki nañ ab diir aji def ko si dégg ngeen ki dégg ngeen moom deuxièmement ndeysaan te nee nañu woon benn naa fa nekk de ne ko ne xool journal bi ne ñaar Ndeye Khady Ndiaye ne ñaar Ousmane Sonko tamit ñëwaat ne ñaar moo fa nekkoon Cheikh Bara Ndiaye Walf Fadjri mën ngaa duul mu ne ñul métti fomp kenn kon ñaari masseuse fa nekkoon te ne ngeen dañoo fay boobu ñuy wax nii ñaata fa nekkoon ñaari ñoo nekkoon ci salle bi ñëwoon ay waay te da ngeen waxoon ne benn kii tamit ne kenn est-ce que pour Pape Alé Ndiaye Ousmane Sonko Pape Alé Ndiaye a désigné Adji Sarr pour mu koy def ngeen bi yëpp seeni fen la mu ne déedéet musuma wax ne Adji Sarr yow yaay toppatoo Sonko ay waay ji xool fen yi rek ngeen ne ñi ngeen Adji Sarr man maa ko boole ak Sonko non mu koy maasi waaw lii di nga ko def ba pare toog Sénégal te yow yaa waxoon dañ la complot waaw comme ni nga def violé Adji Sarr sodomisé waaw kon jéem a pas peur de manipuler duulkat bu mag baa ngi nii l'ADN en ayant à sa disposition ku pesé wul 100 kilogrammes nga ne joxe na 500 litres de lait ou du sang. Diomaye Faye numéro 2 Pastef Ousmane Sonko en a donné nga ne à hauteur de 500 litres cette année. nga ne à hauteur de 500 litres cette année. 500 litres la Ousmane Sonko joxe ci deret yow pesé wul 100 kilos joxe 500 litres de deret kon de xanaa moom deretu Ousmane Sonko lii la nu mu tudd sax nii ngeen koy comparé moom mooy zam-zam ba nekk sa màkk du jeex 500 litres de deret la ñëw ñu pooseel que ni mu génne ko si yaram bi te Ousmane Sonko pesé wul 100 kilos astafirullah ay waa jële non man Pastef Sonko non su Ousmane Sonko mën naa duul te gars yi mën nañ kaa jàppale si ay duunam ngeen koy jàppale nag si ay fenam muy fen ah ah dara du ci dëgg ba Sénégal yi gëm nañ complot ba ñu wàccee ci wet dafa gis nga li mu jël ci dëgg kon encore fois da nga jàpp ne dañoo roog la def force c'est-à-dire que tant que affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko waaw loolu kenn nit dañ ci war a nopp mais bi ma nee nag dañ ko complot kooku nag war nañoo mën tëdd parce que dafa tudd turam nit quoi ne peut être Macky Sall moom complot du dëgg
xanaa nag yow bu ñu koy complot Macky Sall moo ko jëlee suñu kër góor gi. déedéet. ak ci jamonoy couvre-feu. déedéet. dugal ko ci wotam. déedéet tàgguwul jabar. déedéet tàgguwul doom. déedéet tàgguwul gàddu koor. déedéet tàgguwul sëfoor. waaw jaar ci wedeen bi. waaw ñëw ba ci kër goo xam ne bu fekkee dañ fay liggéey xanaa couvre-feu liggéey amatul woon. waaw waaw. mu dugg fa la ko fa fekk ko fa. loolu lépp mu assumé ko mu naan dañ maa complot. kon loolu jamono yi waa alliance polaire war nañ ko tontu. waaw mais malheureusement dañoo noppi. waaw dañoo noppi xam nga gars yi dañ leen a bàyyi plateau yi mu mujj gi ñu defe ne ñoom ñoo dawadul far. lambalo da nga bëgg a wax ne Sonko mënul wér réew. Sonko dafa amul maanaam man sama jëmi bopp laa wax de. sama gis-gis laa wax. waaw sa gis-gis waxewu ma pour saboter ko pour dara. Sonko lan la musa yor ci réew. rien. mais dafa bëgg a yor. Sonko raay la de raay lañ ko jiiñ ko nay génnee rayante ku si deewoon di nga xam foo koy waxee. wallaahi. nga ne raay lañ ko ji. raay lañ ko jiiñ ñëpp génnee rayante. yow nan ngay grève di rayante ba pare di yóbbaale frigo jàmbur ki diwlin ni jàmbur. mu ngi noonu waaw ñu continuer non xam nga affaire dafa neex. léegi comme dañ ma ko léegi lu pare boo xam ne moom kenn képp a ànd. dem na dem di ubbi wala diggu bëccëg 13h la daare fii dugg fii. Ousmane am na beneen appartement ci biir kër gi fu mu wax Casamance. mu ñëw fii ñu toog waxtaan nañ fi lu ma ñetti waxtu. te moom ci boppam mu ngi may dégg certainement nee na ma. yow rek yaa ma doy pour wax sama diggante ak Macky Sall. mu ngi nii de te yëpp gis nañ ko mu def vidéo te ñëw na fa ñëwaat. ayca ñu jaajëfal gars yi Yankhoba Diattara nag def ñu financé les jeunes waaw mu financement des jeunes yi nga xamante ne def na ko Yankhoba Diattara. ñi nga xam ne. bokk nañ ci formation bi. ñu ñëw si liggéey bi. je vais dégager une enveloppe de 50 millions de financement. waaw li ci demee mu ngi liggéey yow comme ministre leen numérique Yankhoba Diattara moom mu def liggéey bu am solo bi jaajëfate dégg ngeen waaw Yankhoba Diattara nekk noonu Ousmane bi yoolu waaw dañu former 500 jeunes ba pare mu après formation boobu mu ñëw jox leen enveloppe bu 50 millions pour accompagner leen incha allah ministre de l'économie numérique télécommunication Yankhoba Diattara moo def liggéey bu mu ci ay boom jaajëf waay liggéey rek a wóor waaw waaw li leen wax moo gën ngay wër Sonko di nga yàlla rek ak sodomiser xale yi ak rey bi rey bi ñuy créer ay emploi yow ngay ndax ay nit waaw jël leen Yankhoba Diattara en grand format waay ñii lañ soxla ci Sénégal yow de doo wàcce sa jabar dem di ubbi keneen ko ah ma changé sax ñu ñëw ñu tëj. Sénégal ñëpp a inspiré partout région ñëpp a inspiré ñu ne nañ tàmbalee ci autorité yi may woo ay ministre ay sama collègue yi seen département yi ñëpp fekk la ñu ay maire fekk la ñu ndax suñu ñoo ko la et exemple la ñu ñu wax ne facilement c'est la vie des gens dans le pays comme tey ñu dañu am sax il faut ñu liggéey en tant que jeune dans le milieu formé mais accompagnement supplémentaire avancement 50 millions yi ñëpp dëkk mais dama bëgg ñu commencé joxe 50 millions yi semaine prochaine ñu commencé waaye li neex na waay waaye liggéey rek a wóor ah lii la concret c'est du concret gars yi ah gars yi ah liggéey lii moo wóor bi tambaambalu di toppam xale yi di dóor rek ndeysaan xool gars yi ndeysaan oh ndeysaan gars yi monsieur le député ici présent ndeysaan monsieur le chef formateur mesdames et messieurs ndeysaan ñu formé leen ba pare messieurs chers participants baax yaay ñu ngi lay nuyu bokkul loo yéen ñëpp c'est pour moi un honneur de m'adresser devant cette auguste assemblée Ousmane Sonko daa tiit kañ da Ousmane Sonko daa tiit que nous sommes aujourd'hui à l'ensemble de nos propos Ousmane Adji Sarr buy wax à monsieur le ministre le nom de tous
président Lord, la vision du président de la République, son excellence, M. Macky Sall. Macky mu ngi wër mu ngi liggéey moom. Dans ce mouvement, vous êtes inscrit sous le leadership du président de la République, son excellence, M. Macky Sall. waaye liggéey wóor waay. Vous avez tout fait. Bourok Sow. La compétition de formation s'inscrit dans cette dynamique. J'ai envie de vous poser du contenu de qualité de la session, mais les gens ont écouté. D'autres en particulier, nos chers formateurs l'ont déjà fait, ils le feront magnifiquement. Permettez-moi donc de poursuivre mes propos institutionnels. Nos participants, nous nous engageons formellement à traduire, d'utiliser des connaissances acquises à la bonne sens. Nous témoignons solennellement à M. le ministre Yankhoba toute notre reconnaissance, toute notre gratitude. non Thiès a ngi xar. Thiès ñu ngi liggéey. lépp waa Thiès ndeysaan. Tout ce que vous essayez de faire pour nous. ndeysaan. Pour la jeunesse sénégalaise et particulière. lépp te dañu koy defal. M. le ministre, merci du fond du cœur. waaw xaaral ma kii ko noonu non sama xol lay tooy boo kii ñu teg kii tuuti si président Macky Sall. mu ngi nii xool leen président Macky Sall gars yi ngay teeru. la nar a jógee ëllëg ci samedi bi wala dem fële. waaw président Macky Sall mu ngi noonu. ayca ngeen fu mu dem rek Macky Sall ñu ngi koy teeru. Tambacounda googe nag foofu la nar a jógee ëllëg ci samedi bi wala dem fële ca Dakar bu Médina Gounass mu nekk. ngeen président Macky Sall. bu am solo nga xamante ne ak. ñii ñu ngi liggéey talu ñu nekk di complot. daf koy teewee mu mel ni Kaffrine ñëpp a génn. Kaffrine safonteeg njiitu réew mi. ndeysaan ak président Macky Sall ci wetu ki nga xamante ni moo di maire dëkk bii di Abdoulaye Sow ñëw ngir wax mbégte. ndeysaan. waaw gis ngeen mu nekk lu am solo ñun nag ñu génneel leen lii génneel leen dëgg dàqal leen fen yi moo tax ñu indil leen lii parce que ñun dëgg rek lañ leen fiy tegal dëgg lañ leen di wan sunu revue de presse dëgg lañ leen di wan si kii di jaajëfal ñëpp gars yi su nekk sunu revue de presse yi gars yi nga nekk 100% te la ko Sonko waxoon rek soo waxee kenn du la gëm wax na nag genn wàllu gëmuñu ko waaye man gëm naa ko Adji Sarr man maa la gëm man billaahi man Bada Thiam maa la gëm te naa nga xam ne ba ñëpp xam ne dafa billaahi si Sénégal waaw damay ñaan dara bu coow Adji Sarr bi passé jël jënd jigéen taxawati du groupe naan mouvement jàmm mouvement bu kenn damati ci Sénégal yaa ko jàppale ba mu saf taxaw xew kenn faalul Adji Sarr kon bu soow kenn taxaw naa ngi défendre kenn léegi nag viol moom dagal na Sénégal lu nekk ñu viol la léegi viol dagal na ñoom kan loolu lañ fi bëgg a daganal viol léegi te wax li bari ba wax ni Adji Sarr la mu waxoon Adji Sarr li la leen tontu yéen journaliste yi Adji Sarr déglu leen bu baax Sonko wuyu fii Sonko mu ngi noonu Adji Sarr la mu kii noonu rek kii na góor la ci ban sens ci violé doomu jàmbur Magita bu Pastef loolu mooy góor Magita bu Pastef violé doomu jàmbur du góor viol góor gu ko def rek nekkatoo góor tu es malade dans ta tête ku bàyyi ñaari jabar di wër ay xale jigéen yow da ngaa feebar Ousmane Sonko loolu la def virus nag boo ko amee virus kii waa Pastef la de Magita Pastef mënoo am sa ñaari jabar yóbbu leen sa kër naan leen muuru leen ñu lay muuru boo bëggee def sa yu baax boo bëggee jël bii ci ginnaaw dem ci suite ba tey yéeg naan damaa feebar sama diggante nag bi ma nekkee xale dañu doon diw greffe jaan greffe dëmm ma nit nga dimbali ñu laa la wax kii yaa ko violé génnal nga ne yaa ko violé wax bi fin sa combat mortel bii ngay woote kenn dootu la ci toppat Magita waa Pastef la woon de Amazon Ousmane Sonko yi la bokk mooy wax lii Ousmane Sonko kenn dootu la ci toppat parce que ba nga dem suite ba te àndoo kenn waaw moom kese nga dem suite ba te def lu ba neex génn di woote combat mortel mais qu'est-ce que kii nit la du nit de du gëla de Magita Ndiaye ex Amazon de Pastef Ousmane Sonko non tuddil ma saay waaw mu ngi noonu muy wax dëgg parce que ñoom ñëpp waaw kon nag moo nekk noonu ñu tegal leen loolu indil leen traduire li nga xamante ne mooy vérité bi foofu ndaxte ñun noonu rek lañ mënoon def
waaw acca ñun xam naa dañ si ñëwaat gën a yaatal affaire bi dañ gën a ñëw jàngat affaire bi ndeysaan lii rek mooy dëgg voilà ñun nag dëgg rek moo ñu tax a jóg mooy si presse bi muy suñu sortie yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal xéewal di leen ñaanal sutura xam naa gars yi kii nga boobu ba léegi yéen a ngi signalé sama page di jéem a kii may ñaan gars yi nekk si kii bi di seetaan ñoom ñëpp ñu partagé ko mu gën a law parce que ñun rétablir la vérité rek lañ bëgg jàngat Ousmane Sonko discours fen yi si nekkoon yëpp ñu génne ko ñun moo ñu taxoon a indi ñun kese comme ce fa il y a 2 candidats ci présidentielle Ousmane Sonko qui ont été financés par des lobbies homosexuels donc Ousmane Sonko ndaxte loolu moom ñëpp xam nañ ko ne moom kii na ko dañuy bañ dëkk donc Ousmane Sonko lui manque de classe il finance des candidats waaw xam nga moo tax bu ñuy wax dee leen ñu déglu dee leen ñu seetaan mu ngi nii fii lañ ko inkat et pourtant tu vois des organisations yi nga xam ni fu manifestation amee ñoo ko yëkkati waa ànd sàmm jikko yi waaw Ousmane Sonko askan wi jàkkaarloo nañu gouvernement bi ñu leen ciy félicité parce que il faut qu'il y ait toujours ces genres de trucs sinon rek gouvernement def musiba ci réew Sonko mais tous ces gens Sonko ñi lay financé ci yeneen yi nga xam ni dañ ciy jaar mais il signe avec Oxfam Sonko de moom nee na jël na xaalisu ak sufaam kon nag mu ngi noonu gars yi kon nag gars yi mu ngi noonu ndeysaan oh gars yi nañ si ñëwaat benn dinañ ñëwaat jàngat leen affaire bi xam nga dafa am fu ma war a dem rek moo tax mais nag di leen ñaanal jàmm ak salaam jàngatu discours Ousmane Sonko première partie avec ambassadeur depuis Paris from Kër Ndiaye Lo jaajëf sama sponsor bi jaajëf yéen ñëpp waa Kodas tey la nag tey jii boo leen pare 15h ngeen dem fële préparer leen 15h Fun City ay découverte man dinaa leen envoyé benn photo benn audio ak benn vidéo bu Ousmane Sonko journaliste yi nag na ngeen ñëw dafa am benn lu ñu fa bëgg a projeté waale tuuti rek ngeen xam ndax ñun ñoo nekk si dëgg Adji Sarr moo nekk si dëgg waaw wala déet tey ngeen gis loolu leen kenn masul a gis di wax ku ko bëgg a gis en direct nga dem foofu lañ koy projeté sa salle ba nag waaw ngeen ñëw si salle ba ngeen ñu wan leen benn kii boo xamante ne maa ko bëgg a baaxee presque yéen ñëpp na ngeen dem waaw Fun City 15h moom may leen benn off benn kii boo xam 15h Kodas woote justice pour Adji Sarr Ousmane Sonko saa yi bu Adji Sarr waxee rek day trembler ayca ma fay lampe yi ayca yi fay damay dem gars yi partagé leen vidéo bi Sonko dafa mën a fen première partie baa ngi nii ñu dem ko tigee fenam yi